bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum soppe yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média di wax nag kenn dal ak jàmm ñaanal ko sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah yal na yàlla dolli leen jàmm ñu ngi ziare kilifa diine yeeg kilifa aada yi di ci toftol xalifa généraux yi ak cofeel gudul jeex noo ngi leen di nemmeeku di leen ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér ñaanal ko itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi yal na yàlla yëkkati leen te bañ a tëral kenn macha allah bu ko defee itam yal na nu sàmmal bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñooy acteuru santé yi macha allah bu leen fàtte mbas mee ngi fi jógee gu fi benn yoon feebar bu sant Njaay nag moom jar na rek ku ci ne macha allah di jël matuwaayam bu baax a baax respecter mesures ak gestes barrières yi bu ko defee rek yàlla jëlee ko fi yàlla na ko yàlla def ñu ngi wax salaamaaleykum dem seeti gor yi baax yi caabi féete gannaaw di leen massalu coono fàttali leen ne àdduna moo ni mel te ku fi ne ku ne di nga ñam ci yi fiy am mooy yi ñuy xalaat di dal macha allah yal na yàlla jëlee leen ca bërëb yooyu yóbbu leen seen kër nu giseeg seen njaboot ci jàmm buñ fa jógee itam lépp loo xam ne laal nañ ko yal na ci sunu borom def barke bu baax a baax jotaay boo gis jotaayu sant yàlla la waaye jotaay la itam pour nu fàttali sunu wayjur yi baax yu ñu ñàkk sunuy mbokk sunuy wasila yal na yàlla taas ñu ci seen barke ngeen dal ak jàmm toujours téléphone bi changé wul 88 le 628 22 22 88 628 04 05 ñu jàkkaarloo nag tey ak monsieur le maire waa plateau ñu ngi leen di wax salaamaaleykum ku ci am laajte mën ngaa woote monsieur le maire Alioune Ndoye mi ngi fii toog ñu kontaan loolu itam ci dalal ko Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax Adja Linguère njëkk ko jox kàddu gi soog a dem ci elage wallaay tey sa émission dina neex dina xumb waa plateau ñëpp jatu nañ comme soccet yaa ko wax jatu mooy booti loxo am déet mu booti loxoom nelawaale ko bi mu yeewoo di wër fu mu jëm ak moom aywa door nañu daan doore ne jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sa maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloori ziar mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas mi ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàgg fi lool li ko waral mooy ñooy kenug mbaar mi ndax ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi réew mi yaatuwul ñun ñu ko dëkkee bariwuñ kon jàmm rek kay suñu mbokk yàlla na fi gën a saawaan baawaan yaay déggeen dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ñu ko fekk ak ñam fa fekk waaye noonu la ñuy ñaanalee jamono bi ñuy wax képp koo xamante ne yaa ngi ci naqar wala ci tiis ngir da nga am ku la dëdd wala ñàkk wala wéradi yàlla mi mën a saafara yàlla na la ko daal di saafaraal ku ci nekk ci bànneex itam yàlla na gën a saawaan baawaan comme ni nga ko waxee rek am mbégte lool daral monsieur le maire wax dëgg yàlla am jàkkaarloog moom ndax ku nekk ngi doon wax naan maire bu plateau kañ lay ñëw maire bu plateau ndax xam nga comme plateau moom gars yi dañ ko jàppee loo xamante ne te leeral daf ciy baax dama leen di wax ne ñoom bu ñu paree ñoo war a dajale fay ñu ndaxte yaakaar naa ne lii ñu leen may nii am na ku ne ma ku jiite sa mbir boo da ngay bëgg a xam la mu boot lan ak lan la ñu ci baree bari dinañ jubóowaat ak seeni maire su li passé parce que dañoo xamul woon li ñu yor lan la te nag ku lekk lépp ñëpp faaw ñu dab la dóor ba naka du rafet moom ndax doo xam fu muy dal nga ni ku lekk lépp ñëpp faaw ñu dab la xët maa du rafet ndax doo xam fu muy dal macha allah Diop kontaan nañu inspecteur salaamaaleykum jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp axañ kay di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér amiin di ziar waa Pire Sañokor yëpp sunu xalifa Serigne Mansour Cissé Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Mboup ak notable yi fa nekk yëpp di dalal jàmm monsieur le ministre maire de Dakar Plateau dëgg la ñu koy dalal jàmm di ko ziar bu baax rek di nuyu waa Plateau axañ kay fas yéene ñëw rek di nuyu ña fa nekk ci ña yor mairie ba ak ña bëgg mairie ba waaw xaw ma dinañ ci jot ak ñi ko tere nelaw mooy wax ji ñu baree ko teree nelaw moom mii toog yi waaw ni mbir ma tolloo tax nag faaw ñu bare tere ko waa plateau xam nga diggante fii leeg Ndar la xam nga tur bee neex maire plateau loolu plateau waaw mu mel ni lu ñu servir ci benn plateau dégg naa la waaw loolu mooy ci problème bi nag moom léppam bandang non monsieur le maire mi stress waaw non def na fa waaye nag la fa la ba jooka bari ajaratu soom waddini sunu soom waddini la de sunu soom waddini la daal waaw te ngeen ma bàyyi ma nuyu sama invité da koy jàppal tànk mi monsieur le maire salaamaaleykum ñii de dafa am nu ñu mel te dama lay xamal rek kii day bind kii maas na nga jàpp lool jërëjëf aywa bismillah Ndoye ni mu tàmbalee rafet na neex na alhamdulilah di leen gërëm di leen sant jërëjëf ci Ndoye dalal bi ngeen ñu fi dalal axañ kay di nuyu bu baax waa Sénégal yëpp
jiital ci suñu kilifa yi kilifa diine yi ngeen fi nuyu léegi suñuy kilifa aada baral nuyoo nag waa Dakar Plateau dañ naan Plateau tur waaye Dakar Plateau da ngeen ko ci boole dëgg la parce que mooy turu commune bi di xolu Ndakaaru di capitale de la capitale loolu dafa am solo dëgg la xëy na moo waral yenn qualificatif yi ngeen génne léegi dëgg waaye vraiment di leen sant ci may ñu ab diir ñu mën a waxtaane li nga xam ne dañu ko dénk dëgg waaw loolu am na solo ñu leen ci gërëm balaa ñuy tàmbale waxtaan bi jërëjëf sunu marché Sandaga ba ñu laaloon di ko defaraat waa fa la xam nga man nduggukat yi marché laa may ma rek fuñ ci toll ma ñëw kaay ma ñëw fuñ ca toll marché Sandaga day lundi bi weesu la signé joxe li ñu naan ordre de service de démarrage des travaux jeex na te foog naa ne loolu sooy joxe da ngay joxe loo moom Sam Wardini maire Dakar moo toog fii nee na marché Plateau sa marché Sandaga waaw maire ville maire moo ko moom waaw ki maire Plateau di mu Ndooy waaw dafa bëgg a nangu marché am waaw ne ko Ndooy mi ngay tudd nekku fi waaw wala Ndooy ngi nii nag yii la moom neex nee na moom na bàyyi marché jàmbur maire bee moom marché bi léegi moom la mu commencé ba joxe ko waaw bu ko paree daf ñuy jaay Dakar Plateau soog lay tontu waaw léegi marché Sandaga ko moom waaw xam maa ngi leen di gërëm di nuyu au passage sama mag jooju muy maire de Dakar loolu la yàllay def di ko ñaanal yàlla muy jigéen ju baax amiin seetlu naa sax seen émission bi mu doon bu ngeen ne Alioune Ndoye mu ne déedéet du Alioune Ndoye Dakar la ak ville de Dakar ak commune de Plateau macha allah wax ni xam nga benn firnde rek lay joxe ne acte 3 bi mu amee dañu ne lépp lu équipement marchand day jóge ci ville dem ci commune yi Ndakaaru nag bëri woon na marché waaw kon war naa tey xel ñu ne marché yëpp dem nañ ci commune yi ba mu des benn waaw muy Sandaga loolu li ko daan waroon firndeel mooy li ñuy wax acte de dévolution du patrimoine de la ville de Dakar aux communes de Dakar acte boobu bi ñu koy jël bu ngeen di fàttaliku Sandaga dañu délocaliser woon ña fa newoon yóbbu leen champ de course waaw préfet ba fa newoon Dakar préfet de Dakar bi muy def ak dévolution bi commission la woon ñu liggéey ci commission bi ba pare di bindante ay lettres man bind naa ci ba mu ñetti yoon chaque fois pour wax ni lii fàtte ngeen ko lii fàtte ngeen ko lii fàtte ngeen ko chaque fois ñuy jubanti waaye Sandaga daal teewoon parce que dañu woon Sandaga dootul marché taxawaay bi moo doon en réalité bëggatuñu woon Sandaga doonaat marché te ñun ñi fa dëkk dañ jàpp ni soxla nañ comme commune du Sénégal yëpp aussi am marché kon loolu bokkoon na ci li ñu doon xeex dañ jàppoon ni Sandaga dafa war a des marché parce que dañ ko soxla ñun en tant que askan waaye itam ñi fay liggéey dafa am solo ñu dellu ca lañ leen digoon bañ leen fay jëlee dama leen di fàttali ne 2013 lañ leen fa jëlee woon xam nga yàgg na de dëgg la 2013 ba léegi kenn daal wax ci marché bi dëgg la te boobu nag 2013 man aw moon sañ-sañ ŋaang ci marché Sandaga parce que nekkuloon sama loxo acte 3 bi la ko Sandaga newuloon sama loxo Kermel nekkuloon sama loxo amul marché bu nekkoon ci loxo commune d'arrondissement de l'époque kon daawu leen ñu ci dégg bañ nga leen di toxal 2013 laaju ñu sama xalaat laaju ñu xalaatu waa Plateau kon préfet dafa jàppoon ni marché nekkatu fi dootul infrastructure équipement marchand moo waral boolewu ko ci ñu ne ko yaa ngi juum parce que dañu toxal ay nit ne leen le temps ñu defaraat maanaam ba suba marché la droit réel tey la ñuy joxe droit réel dañ ci bind commune de Dakar waaye tout de suite droit réel c'est grévé de charge pour ñi xam li may wax dañuy def affectation marché communal maanaam même buñ ko toxalee mbir la ci biir mbir affectation ba tey lool la d'accord moo waral bi ñu demee bi ñu joyante ba préfet Dakar woowaat commission ba ne leen ay la yëwan bu ñuy doxal yoon Tilène mënul dem fa mu war a dem marché Castor dem fa mu war a dem Kermel gii ngeen jox ko Plateau ba pare marché du ngeen Sandaga du ngeen ko jox leer na kon il faut ñu corriger li nga xam ne incohérence la woon loolu moo indi un arrêté additif boo xam ne préfet Dakar jël na ko boole ko ci patrimoine boo xam ne aujourd'hui c'est dévolu à la commune de Dakar ma jàpp ne loolu féete na boor waaye toujours am taxawaay ne dañ ñuy jàppale man ku ma bëgg jàppale ñëwul Dakar ñoo ko bokk parce que tey keneen bu tabaxoon marché bi boo pare caabi yi mën nga koy delloo waaw loolu la yoon wax waaw boo jëlee li ñuy wax budget commune
bu Ndakaaru doo fa gis budget boo xam ne mën na leen permettre ñu jël ay recettes ci équipement marchand dugal ko seen budget yoon ni tëdde du Alioune Ndoye ko bind kon foog naa ni loolu jarul continuer di ci wax xam nga lan moo am solo lan moo am solo dafa am ay sénégalais yoo xam ne ca la ñu mës a daan seen doole 2013 ak 2021 yàgg na soxna si le 19 mai 2018 laa woo sama conseil ne leen projet ngi nii pour ñu tabaxaat marché Sandaga xam nga boobu acte 3 weesu na ba mu nekk samay loxo waaw ci la ñu wuti pexe defar projet ut xaalis gis na fii ba suba nag projet bu ñu la fi génneel ci boobu la juddoo nga ni fii ba suba projet bu ñu la génnee ci marché Sandaga ci boobu la juddoo fii may wax ak yow nii ville amul projet marché Sandaga parce que ñoom projet bu ñu amoon moo doon toxal marché Sandaga bi yóbbu ko Petersen projet bu ñu doon wooye la rotonde projet bu waraloon ñu jël 4 milliards benn prêt ci Société Générale xam nga li ma wax leer na ñun waa Plateau ñu jàpp ni suñu marché dañ ko war a defaraat tegaat ko bàyyi ko fa coow langoog est-ce que commencé nañ ko très bien déggoo li ma ordre de service bi lundi bi xam bu ñu naan ordre de service mooy def nga appel d'offre dépouillé nga adjugé nga attribué nga dellu nga DCMP ba mu ne la sa lépp jaar na yoon ba DCMP ci boppam jox la immatriculation ba ngay jox entreprise mu dem enregistrer marché am ba tey mu desoon nga ne ko tàmbaleel liggéey bi mooy ordre de service de démarrage des travaux moom laa joxe ci lundi bi très bien xanaa loolu boo ñu doon nekkoon te jaaxle lool ndax bu ñu fàtte ne ay borom kër a fa nekkoon tudd nga ko sànq ñu fa daan seen doole te xëy na dëkkuñu Ndakaaru ci loolu rek la ñu yaakaar dëgg te Sénégal nag koo fi laal teraangaam doon noonam ñu yëkkati leen boobu ba léegi est-ce que xëccoo boobu di am ci maire yi léeg-léeg du mujj non xëccoo boobu lu bees la soxna si xëccoo boobu lu bees la c'est-à-dire saa yoo demee ba romb benn étape rek xëy na leneen ñëw te seetlu naa ne ñi ciy wax yëpp bay dem ay télévision def ay émission wala di bind ñoom ñëpp dafa am xëy na intérêt par parloo bu ñu ci dugal parce que architecte yi ci wax dégg naa leen xam naa leen ku ci ne intérêt par parloo dugal na la ci du dëgg mais du intérêt collectivité territoriale yi ñu ëmb du intérêt commerçant ya fa nekkoon du intérêt riverain yi du intérêt askan bi très bien affaire u Sandaga moom boo dee xool Ndoye Bane c'est un gros dossier su fi toogoon di expliquer daañ ci jàngat lu bare waaye dañu baaxoo ku ci dikk rek ci mairie ñu ne ko mu jaay ñu gox bi mu ne boo nu doon wax tey tuuti ci Dakar Plateau lan nga koy naatale Dakar Plateau ma tàmbale ci Sandaga lu tax ñu teniroon ci Sandaga carte de visite Dakar la kay xam nga tey defaraat nañ gaar bi waaye dañu garder carte de visite bi mu nekkoon identité aspect bi mu nekkoon Kermel bi mu lakkee dañ ko defaraat dafa am yoo xam ne day mandarga ab dëkk bokk ci patrimoine loolu on y tenait ñu bëri dañu noonu place bii lu waral ngeen fi indi le truc colonial la defal leen ñu lu bees et cetera am nañ part de vérité waaye dama jàpp ni ab dëkk booy dem am na sens nga naan bëgg naa gis installation tel ouvrage tel et cetera te loolu Sandaga ci la bokk léegi nag ci li may laaj mooy lan mooy la ma def plateau wala naka nga ñuy boo dee jaay nooy nataalee plateau ñu ne la présenter le plateau Dakar Plateau ci gàttal waaw Dakar Plateau mooy xëy na jongama ji gën a rafet ci Sénégal waaw bu doon jongama ñu ne mooy Miss moom nag pédagogue la de dégg nga fi waaw mooy Miss parce que ku fiy jaay Sénégal la ngay jaay boo bañee mu lamb dana jafe nga génne ko ci Dakar Plateau loolu tàmbale na nag ñu ngi jël yu bëri di yóbbu sama président nga ni yow nga ni Miss warta foro commissaire dañoo war a dagg sa micro ay teer mu Ndoye Bane daf may naqari waaw waaw waa gën a jekkal dañu yëg ne dañu yëg ne taar la yëg ne patrimoine la ñu dañ ko defar bu ma booleeg waa Pire bu ma fi waxee waa Pire du sot mais xam nga marché Sandaga 1933 lañ ko inauguré kay xam nga loolu du démb 1933 moo waral ñu ne dañ ko war a tabaxaat defaraat ko moderniser ko nag tey projet bi dañ koy moderniser Sandaga boo gisee ñu ne dañ koy tabaxaat dañuy wàcc suuf def suñu parking souterrain soo koy yéeg nag def ci vraiment toutes les commodités modernes yi nga xam ne laaj na marché mais damay wax ni da nga ne lu koy mandargal mooy xam nga plateau tey lépp luy institution foofu la nekk dëgg la la première institution de ce pays foofu la nekk dëgg la dama leen di tooñ souvent ne leen daal man président bu deful li ma kii rek damay taxaw ci buntu bi na ba jéem a saboo oto bi waaye xam naa ne du ma ko fekkee waaw deuxième institution fa la nekk institution yëpp ba bu ma limee dinaa mais foofu la ñu nekk lépp lu doon siège social entreprise bu am solo ci réew mi fa la nekk dëgg la
yenn yi nga xam ne danaan mandargal suñuy coopération bu ma jëlee ab réew bu ñu jege bu mel na Maroc pour waxi grande mosquée de Dakar waxi Mohamed V et cetera lépp loo xam ne foofu nga koy fekk wax nga sànq waxi ay ouvrage yu mel ne Kermel waaye tey ñi bëggoon def Sandaga ngeen baal ma de damay dooraale ay kii yu ndaw du xeer waaye ñi bëggoon def Sandaga musée maa ëppale musée ci Sénégal am na musée yoo xam ne yu bees la sax musée de la des civilisations noires ak yooyu xam nga ci plateau la ne donc lépp loo xam ne am na solo loolu nag du ma ko boole comme ñenn ñi ci sama bilan parce que ñenn ñi bu ñu wax tey bu ma boolee loolu sama bilan kenn du ma attan parce que yooyu ay jëfu état la mais monsieur le maire mi ngi koy jaay gars yi de waaw ayca mu non parce que damay dégg souvent bu ñuy def bilan nag waaw del nangu yenn saa nga ne ah lii kat état moo mu jàppale moo ko defar bu état defaree stade nga ne état bee ko def bu defaree ab lycée nga ne état bee ko def bu defaree et cetera du dëgg man musée yu rafet yu yànji nga xam ne kenn mënul ñëw Dakar te doo ko seeti plateau la nekk kon monsieur le maire mën nañoo jàpp ne kon yow bokk nga ci maire yi gën a bari xaalis miis bi kon moo ëpp la ci réew mi waaw ndax mbir mu nekk ak la muy jaar déet miis bi kat comme moo dajale li ci gën a rafet ay bëtam a dàq ci réew mi ay tànk ma gën a moom yàlla nañu ci yàlla musal nga ni mu ne miis bu ndóol yàlla nañu ci yàlla musal li ma kon kay bëgg miis bi war naa mën a def lu bari 2009 nga fal woon waaw ba 2014 ba 2021 bii xam naa ca fin bi dinañ la laaj ndax da ngay laajaat dëkk ba pour 3e mandat lan nga fa def lan nga def plateau soo doon defal bilan ci ñaari mandat yi lan nga fa def léegi nag da nga may ma lim parce que sinon day sore limal leen mu ne nga ne lan nga mën li nga bañ ma arrêté nag commissaire nga bañ maa arrêté waaw mais rek da nga may kii yenn saa pour yàqal waaw ma limal leen rek nañ jël ci santé ak action sociale santé waaw damay lire pour mu gaaw rek tuuti santé action sociale tey Sénégal foog naa ni néew na ay communes yoo xam ne seen askan yëpp ñu ngi leen jël en charge à 80% de lépp lu leen dab ci santé muy hôpital principal muy Le Dantec muy Fann muy hôpital militaire Ouakam xam nga ñooñu ñoo fi gën a rëy doomi plateau bu fay dem sa prise en charge da lay couvrir à 80% lépp loo fa def donc boo fa amoon 10 millions it 80% yi commune bee ko jël suñu poste de santé ñaar lañ ci am ak benn centre de santé ñooy jënd seen i garab bu ñu defee seen expression de besoin seen équipement yi ndaw ñoo koy def réhabilité woon nañ ko fas yéene ko sax defaat parce que boobu ci premier mandat bi lañ ko def ñu bëgg ko parce que c'était lieu qui accueille carte de santé mooy prise en charge bi wax ni tey par exemple bi ma fi ñëwee man dama fa fekkoon lu ñuy wax les ASC agents de santé communautaire parce que ñoom ñëpp précarité lañ nekkoon parce que keesu santé bi moo leen daan fay li ma njëkk def mooy ñooñu ñëpp ma jël leen contractuel te fii laa leen fekk tey ñooñu ñëpp ay CDI lañ yor l'ensemble de ces ay contrat à durée indéterminée lañ yor donc dañu sécuriser seen liggéey mettre leen dans des conditions de travail d'accord jënd suñu ambulance médicalisée yàlla tere bu amoon ñaanuñu ko yàlla waaye fi mu ne nii fii may wax ak yow ñu ngi ma livré ñaari corbillard yu bees ñu fekk si ñaari ñu yoroon mënta ñàkk du dëgg waaw wax ni dugal poste de santé yi ci démarche qualité Ndoye Bane nag ñun ñoo doon commune bi ñu fiy certifié ISO 9001 xam naa ni loolu moom xëy na yeneen débat la boobu dégguñu ko bu baax de am na solo lu mu wax Ndoye Bane ISO 9001 plateau dañ ko certifié d'accord parce que ci procédure lañu organiser liggéey bi wax ni tey bu may dem ci social yàlla nañ ci yàlla boole ci pay gi parce que alalu plateau ko def ñun mën nañ leen plus de 700 pèlerins yi ñu yóbbu Makka waaw Makka Rome Fès mën nañ ci lim loolu moo tax néew na nga mën a dugg ci ab kër boo noppee dellu si ci ISO 9001 boobu nga wax waaw parce que ñun xamuñu ko dana mën naa cee ñëw Simpec ci kër boo xam ne souvent kilifa yi yóbbuñu leen ñu mottali parce que loolu dafa am solo parce que nag loolu du caagin nga am rek nga war a dem ñun nag ñoo war a équilibrer de ce point de vue là moo tax it Simpec nga xam ne moom rek mooy organisme bi organisé pèlerinage Rome bindoon nañ ma lettre ne ma yow dong ci collectivité yaa doon jàppale seen nit ci wàll bi léegi nag ñu ngi koy roy moo tax it nag daf ci am solo yu bëri ñu ngi koy roy tey subvention lieu de culte chaque année plus de 50 millions dana leen ko jox subvention waaye léegi weesu nañ loolu parce que loolu début bi loon doole bi demalul noonu la ñu ngi tabaxaat suñu jàkk yi doon menacé en ruine mais ba mu à neuf bu rëbës moom laaloo waa loolu de waa rëbës ba danaa ñu ngi nuyu waa Ñaay Cokkeer sunu xarit yi la jàkk la Linguère waa Ñaay Cokkeer la waaw ma ngi koy tabax suuf bu rëbës
lu xew noonu dafa am lu tax. li ma leen nar a lim dafa bëri de. bu ko doxalee nii moom waaw boo limee tuuti ñu daal di arrêté waaw tuuti rek doy na sax. mais doyul de soxna si xam nga lu tax. li tax dañoo yàgg invité ci émission en tant que ñoo xam dañuy yor li nga xam ne askan bee ko moom. mais on a rarement la possibilité wax leen lii lañ ci def. moo waraloon man ma doon def bilan grand théâtre laa ko defoon woo sama askan yëpp ne leen kaay leen ma wax leen li ma def. fii laa jógee fii laa àgg fii laa jëm. waaw li ma liggéeyoon fii laa tàmbali. fii laa toll lii ci des. alal gi ngeen ma joxoon mu ngi nii tey ma leen doon delloo seen caabi lii mooy seen alal. dafa jaadu. lu dëgg lieu de culture comme je dis commencé nañ di tabaxaat parce que suñu lieu de culture yëpp dañu màgget. ñi gën ñi jiitu ci Sénégal lañ bokk. tey boo demee Cëddeem dañ ko raser complètement di ko tabaxaat. dëgg la. boo demee cité waaw boo demee léegi mu egg. parce que ñu ngi commencé attaquer secondaire. boo demee cité Cap-Verdien noonu la demee. cité Cap-Verdien. Cap-Verdien. waaw. cité boobu par exemple dañuy foog ni sax doomu cité bi la. mooy côté Malick Sy Ndoye Bane. voilà wetu école Malick Sy ca gannaaw. voilà danaa ci ñëwaat xëy na. tabaski lañ ne la ñuy jubal. plateau c'est plus de quasiment 12 000 bénéficiaires de dette tabaski fi ñu jëm nii maanaam quasiment 600 millions yoo xam ne dañ koy jël jàppale ko askan bi. loolu bu ñu wax way social foog naa ni. loolu am na ci solo. waaye bu Ramadan ñëwee ñu jënd ay 200 tonnes ceeb 10 tonnes de sucre et cetera may ko askan bi. bu dee korité la ñu def suñuy nag. mooy suñu baax baax. amul jàkk joo xam ne duñ fa wàcce la nga moom. bu dee nu mu tuddati Covid gii. ma tënkee ko foofu. c'est pas moins de 1 milliard d'assistance qu'on a mis ci askan bi. waaw te war nañ ci taxawaat ndax Covid bi ñëwaat. ñun mësuñ cee jóg jugu leen ci. bi mu tàmbalee dama ne woon suñu challenge mooy. lañ doon def démb yëpp bu ci dara dakk. waaw kañ. waaye ñu jéem a ko yokk baral ko. pour que nit ñi gën a am soxna si. ci kii bi comme naa dama la wax c'est plus de 400 millions yoo xam ne ay ndimbal li ay pères de famille yu daan yeew ñu mandaa leen 100 000 francs pour jàppale leen. wala 80 000 te dañ daan jël chef de famille yi. les vivres yi ñu jënd tout ce qui est produit yi ñu jënd. suñu installation yëpp ñu sécuriser ko ay thermoflash ay gel et cetera sécuriser école yi autant que possible. parce que plateau ba fi may wax ak ni mooy épicentre maladie. moo doon sama jooy. parce que ñëpp bu ñu yeewoo plateau lañu jëm. dëgg la cas yooyu ngeen di gis ñu lay nombre plateau dëkkuñu fa. mais foofu lañu leen. fa la ñuy daanee seen. non foofu lañu leen di nu mu tudd identifier. dëgg la. loolu lu am solo la. plateau jàppal ni soxna si à peu près 40 000 habitants waaye bés bu yàlla sàkk lu mu néew néew 800 000 sénégalais ñu ngi fay dugg. waaw yaa ngi wax sànq ci sa wax mu ne ISO lan 19 lan nga bëgg a wax foofu. mooy certificat qualité. ah d'accord. maanaam da ngay jël engagement ni. d'accord man li may liggéeyee nii laa koy defee. waaw pour après ñu natt est-ce que noonu nga ko defee. d'accord. donc loolu généralement entreprise yi ñoo koy def. dafa jaadu dafa jaadu dana jafeñ ñu dugg ci. ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nekk ci wàllu qualité. di ci liggéey madame Lay Makhtar nuyu nañ ko. ba jumaa ja daal nee nañ daal yaa ngi tabax jumaa yi ba mu def jumaa yi dégg naa tamit jëloo fa kenn muy liggéey nangam ak rëbës daal xamul loo jotee ak ñoom xamul da nga faa bari noonu xamul mu demee. déedéet dama fa bëri ay mbokk rek. ay mbokk waaw lu mu demee noonu. rëbës ñaay cokkeer dama fa bëri parce que ku ma fa xarab ñi ci ëpp. doo wone foo dëkk rëbës. doo wane. fii nga dëkk rëbës. jafe na. waaw lu xew ci mais jamaa ji suñu dama déggoon ni ñoom ñu ngi def genre quête. benn fonds pour tabaxaat seen juma. ma dajewoon suñu benn doyen bu fa dëkk boo xam ne bitim réew la ne. bi ma demee seeti ko mu exposé ma ko won ma plan bi ma ko xoolee ma ne ko. li ma gis fii ci budget déjà néew na lool pour defar jàkk. waaw parce que nag man ci wàllu la mas a liggéey. par contre ma ne ko ñun la ñu yor ñëpp a ko bokk li ma leen di proposer mooy ni ma def ca dem def ko yàq jëf nga xam ne tàmbale guñ ko def ko cité Cap-Verdien danaa fi yónni suñu architecte mairie mu ñëw ci jàkk ji ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk jàkk ji ñu wax ko lan lañ ngi bëgg ci defaraat mu defar projet bi bu ko defaree ma ñëw jébbalaal leen projet bi bu ngeen ko amandé ñun mairie on se propose ñu exécuter ko foofu lañ toll woon loolu man sama engagement boobu def naa ko jébbal naa leen projet waaye nag dafa mel ne projet bi dañ ko jël teg ko nele ci yeneen wàllu considération waaye loolu bu ma gisee kilifa yi xam naa nañ ko régler toog ab diir ñëw jébbal ma projet beneen architecte
man nag yabuma sama architecte pour jël liggéey beneen architecte ñëw ne ko am lii continuer ci. loolu xel xam nga mën naa dégg loolu. parce que architecte quand même cabinet la. waaye boo validé li mu la jox ci après lay continuer ci étude technique yi. dem ba jox la sa dossier appel d'offre. ñoom dañoo wut seen architecte bu bopp. waaw nee nañ commission bu maire bi. waaw nee nañ ko sama benn mag la sax boo xam ne boo tëggee élection mu joganteeg man mais amul solo. mooy ki la ne tere nelaw fële ca Rebeuss daal. loolu bul yàq rubrique tere nelaw bàyyi ko ba ci kanam. mais non pour nit ñi comprendre. xam nga Ndoye day moom dafa defar architecte bu maire bi dañ defar seen plan. jox waa quartier ba. am keneen kuy laaj dëkk ba soxla. jógal ma toog bee ko non ma toog bi defar moom plan boppam yónnee maire bi. non du moom dama jàpp ni commission la. du ma tuumal kenn dama jàpp ni commission. te commission ba la bokk. commission moo doxalee noonu mais nañu xam ne li ma gêné rek mooy. mënumaa jël liggéey beneen architecte. ñëw jox ko architecte bi may fay. ne ko la nga defoon teg ko ne le kon nel ci liggéey jàmbur. ci métier bi loolu mënul nekk. lu foofu rek laa bëgg a wax mais kële bi mu indee. mënoon nga wax ni lii bëgg naa ko lii bëgguma ko soppil ma lii ba nga am plan bi nga bëgg. mais Petersen ay jamono doon gis nii dafa mel ni da nga leen a bëggoon a jëlee foofu marchand ambulant yi. mais 5 ans soxna si nga jàpp ni benn poñ laa nekkoon. waaw. ak social. jàpp naa yëpp waaye ba nga tàmbalee la ñu xam ne lim bi du mën a àgg ndax bu àggee mooy la ma wax ca Sandaga rek. émission ba fa lay yem. ne Sandaga dossier bu dis la. waaye la nga commencé baax na. nga ay réalisation mais Petersen. ma dégg évacuer Petersen. waaw Petersen du marché. Petersen gaar la. waaw waaw. waaye gaar mbooloo da ko topp moo tax marché day judd. Petersen bu ngeen di fàttaliku régulièrement da doon lakk mais man bi ma ñëwee en toute honnêteté dama ne woon dañu fiy jógee. pour defar. ci Petersen lañ ma yóbbu man police man je suis le seul maire au Sénégal bu ñu traîner sûreté urbaine. parce que da doon désencombré da ngeen ko fàtte. d'accord donc dañu amoon cette volonté dindi defar chaque fois dama leen wax ne il faut ñu defar. dëkk parce que man tey boo may duut baaram ci loolu nga ma mën a duutee baaram mais Petersen ñi fa nekk ay Sénégalais lañ doy mbaar. jàppal ni ñun mënuñoo ñëw rajaxe fu ak ndaw di daan doole dem ñu gis ko ci nelaw da nga ne ñu may tere nelaw man loolu moo may tere nelaw waaye du ab nit. parce que liggéey bi dafa metti nga ñëw yàq li nga xam ne ab Sénégal lii rek la yaakaar. muy ndaw nga dem tëdd tranquillement sa kër xam nga metti na. dëgg la waaye il faut ñu defar dëkk bi aussi. te kuy defar faaw nga am loo laal. ak loo yàq nga am loo laal. mais tey jàpp naa ne ci ñi ma gën a jàppale. waaw ñooñu ca lañ bokk. tey ma leen di nuyu au passage. ndeysaan parce que gis nga dëgg gi toujours ça rapproche les gens de bien. en tout cas ceux qui veulent ñi nga xam ne dëgg moo leen yëkkati. Petersen dafa amoon li ñuy wax benn zone bu ñu tuddee woon Al-Qaïda. xanaa tur bi rek doy na. Al-Qaïda. maanaam ku defoon dombe daw foofu dugg foofu yow ñemewu ko topp keneen ñemewu ko fa topp. foofu xam nga ni rey nañ fay nit. daggate nañ fay nit parce que nekk na ci seen i principe c'est-à-dire c'était un lieu de criminogène extrême ci biir plateau. maa xam foofu amoon na dentiste sax bu fa nekkoon dentiste benn waay boo xam ne soo fa duggee da lay wekkil bëy. am na fi laa wax da ngay ay potom la jël ak ay paakaam wekkil la bëy nit ñi dafa dem. non attends Ndoye Bane nag kaay affaire wekki bañ daan ca jamono yi tudd kuréel gi yor wàllu dentiste ñu tudd ñu tudd sax kuréel gi. kuréel gu yor dentiste yi ci réew mi ñu tuddati. naka lañ seen ordre waaw ba tey rek seen. ñi ngi may seetaan maa dem ba foofu fekk waa ji nit ñi di ko waral day wekki bëñ comme dentiste ngay tëdd mu defal la bindal la. lii mën naa ko dem laaj kat kale benn solo. Adja doo coupé micro comme da nga mais comme da nga. dama laaj Petersen du ma bàyyi may gën. kaay non Ndoye Bane yaa ngi soog am invité bu ne ajaratu ngir yàlla téye ma Ndoye Bane mais mi ngi ci Petersen. Petersen ak densité wu Petersen Al-Qaïda boobu déjà. waaw na nit ñi jàpp ni parce que terrain bi yàlla dafa def ni. Sogedac benn société moo ko moom. waaw bi ma ñëwee 2009. dès 2010 dama jëlloo sama mairie. action ci société boobu. à l'époque nit ñi dañoo wax waaye maire ay action kii du entreprise day juwaat la lépp. waaw mais tey ñu bëri yi ngi bëgg ay maire yu jël ay action ci ay structure 2010 dañ ko tàmbalee def. loolu moo waral ma am sañ-sañ ci terrain boobu. terrain boobu tey dañu ko assainir totalement. te du ma fuy wax par respect li ñu fa jëlee bi ñu koy assainir jéggi na dayoo. bi ñu koy kon ma jàpp ni ba may jàkkaarloo xale yi. dafa am yu bëri ci raxoon yoo xam ne du ñoom ndeysaan seen liggéey moo leen yitte woon. moo tax ci bërëb boobu assainir naa ko maa ngi fay tabax fi may wax ak nii man nga fa doxantu ak say caméra 1400 cantines sama yéene mooy. bu ma yeggalee loolu jël leen dugal leen foofu. mais pas cantine pour cantine un truc organisé modernisé
demain yoo xam ne accompagnement yu bëri dana ànd ak ñoom ci biir pour ñu dugg foofu mën a libérer sama voix ma defaraat voix bi maa ngi au passage di jégalu képp ku dëkk ci avenue Petersen parce que xam naa li ngay dund metti na jéggi dépassé na du dëgg mais héritage bu metti la xam nga tey ku xamoon plateau ngay wax waxi cadre de vie di ma ci jéem a dut baaraam na ma ko jotee ak tey vraiment boo ñu sargalul en tout cas war nga ñu encourager benn firnde laa jël ku xam Ndakaaru parc Caro man leen dem leen ngeen xool ko ñun dañu judd gisuñu mbedd parc Caro te ab mbedd la tey defar nañ ko mu nekk mbedd. waaw mais su ñëwee ci éducation. waaw école primaire yeeg ñoom seen ya fa nekk. waaw ak école boobu nga tabax ba mu rafet ba pare tëj ko mooy. ci social bi comme ça ma dem éducation benn poñ. waaw. dama jàpp ni waa plateau tey leen moo leen menacé mooy habitat bi logement te xam nga loué plateau man mii sax ñemewu ma ko. loué dafa seer. ñemewu ma ko sax man mii maire. loué dëkk plateau. donc ndaw bi màgg plateau ba war a génn kër baay wala maam parce que ñun loolu lañ fa desee nga war a jël sa kër parce que da ngay yaa ngi évoluer ci àdduna. tu es obligé nga génn dëkk yaa ngi ci ay buun yaa ngi feneen parce que foofu nga mën a loué. c'est vrai. donc yaa li may wax toujours bu may dajeeg nit ñi li tubaab di wax rupture par l'immobilier ca la ñu tasee la ñuy tas donc c'est un fait économique parce que ndaw yi mënuñu donc ñun dañu am tey boo demee dans les grandes villes en Europe seen parc logement dañu am obligation am ci 30% boo xam ne au moins logement à loyer modéré la ñu jàpp ni kon ñun tey ndegam liggéey nañ ba toll foofu ci doole war nañ ci lijjanti fi may wax ni 20 logements léegi ma eggale ko ci cité Cap-Verdien. ci fan. cité Cap-Verdien. waaw fi mu waxee ni mu ngi ci parce que fu ñu waroon defaraat la ba mu gën a jekk nag. ñun yow mi ko xamoon boo fa demee. waaw canal à ciel bi ouvert ba fa newoon nekkut fa. waaw tabax naa ko. ndax lu ne lañ fa daan dugal. pavé tali yi mécaniciens yi fa ñu ne woon nag. waaw ñoom nag ñu ngi may lakkal ba léegi waaye. très bien Ndoye Bane kontaan nañu ci invité bi. xanaa ñu wax Vieux Diouf Apulaay bu dee mën na tijji téléphone bi ndax ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun. ñu mën a ñoom itam wax seen xalaat am ay laaj yu ñuy def monsieur le maire xam nañ ne localité boo gis la koy développé bokk na ci xale yi seen taxawaay itam daf cay am solo ñaari yëf yooyu la Eva di laaj beneen bi mooy ñu ngi doon wax ci changement wu tur yi ndax ñun dañuy gis ay Paul Hall gis ay Petersen gis ay Jules Ferry danañ ko soppi incha allah fan ngeen ci toll. danañ ci soppi c'est-à-dire que loolu xam nga tur boo gis. waaw dafa gàddu histoire ab dëkk. évidemment histoire ba rafet. waaw wala mu ñaaw. waaw kon du lu ñuy soppe noonu. ci ay déclamation dëgg la moo tax dama laaj week-end bi rek maa ngi woon séminaire ak sama conseil man leen il faut ñu jëmmal ko dimbali leen ma ci détecter ci Sénégal ak Ndakaaru li tubaab di wax les sachants maanaam ñi ko xam. ñi fekkee. xam jàng histoire. dëgg la xam dëkk bi xam plateau. pour que liñ ci war a soppi ñu soppi ko parce que tey bu ma newoon damay soppi avenue Faidherbe bi sama maire yi nekk. ñu ne koo koy tuddee. waaw. soppi Faidherbe bi moom mën ko dégg parce que il faut tey war na Sénégal mu ngi toll ci leneen. xanaa ma toll xam nga li école bi ma tabax. waaw moo doon école Faidherbe. waaw tey école El Hadj Bibi Ndiaye la tudd. El Hadj Bibi Ndiaye yal na ko yàlla. avenue bi bu ñu ko naree soppi tey il faut commission boobu wax ñu ni. voilà man loolu laa bëgg set ni xanaa maa ngi doon ne ma tooñ gis nañ ni léegi bébé yi bu ñu juddoo dañuy am ñaari tur da ngay jël ñaari belle-mère yi boole leen tur xanaa dañuy jël Faidherbe bu tax xaleeg leen déedéet boobu xam nga déedéet dafa waay adikool la rek xam nga waaw man ci sama démarche man mii nar a tëddee njaaxaanay jaboote ñëpp waaw xam nga moom wax na xalaatam ay centaines de milliers de xalaat war nañu mën a génn dañu segg ko dañu daje woon ak Faidherbe kay fépp ñu tuddee Faidherbe ci réew mi sëñ Bamba lañ ko yow benn exemple nga jël waaye tey man luy mbedd tubaab maa ci ëppale ci Sénégal waaw loolu day dëgg mbedd yëpp mënoon nañoo lim ba suba duñu pare xam nga loolu bi ma koy wax kenn coowagul ci ay mbedd ay weer ci gannaaw laa ne woon dama publier ne dama koy def waaw moo waral tey bu amee ñu xam ne jàpp nañ bokk nañ xalaat boobu nañ ko defar mu rafet xamul tax fii ak fukki at keneen bu mu ñëw taxaw naan pour lii ak lii liñ def baaxul nañ ko dindi merci nga may ñu jël ñu dalal ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah allo maa ngi leen di nuyu nuyu te ne
allo yéen a ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg. waaw ma ne asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu. di nuyu seeni téléspectateurs. jërëjëf yi di suivre émission bi. jërëjëf. maa ngi tudd Alioune Badara Taban. dëkk Dakar Plateau. ndeysaan. dama amoon question pour monsieur le maire. très bien. waaw première question bi nag c'est en rapport ak le stade le patrimoine Assane Diouf. Monsieur le maire Alioune Ndoye dafa nekkoon wala dafa nekkoon bokk membre très actif ci collectif René Sanchez pour la sauvegarde et la réhabilitation du stade Assane Diouf. stade bi bokkoon ci li ngeen doon campagne au sein de Taxawu Dakar. ba yàlla def tey mu nekk maire monsieur Khalifa Sall nekk maire de la ville. te voilà ndax loolu ñu defoon leen confiance ba falool leen ci. waaye ñu seetlu ni boobu ba léegi bi ñu faloo dafa mel ni mbirum stade bi daf leen intéressé tul déggatuñ leen ñu yee ci yàbbi rawatina bi mu nekkee ministre de la république ba léegi ñuy laaj loolu lan moo ko waral ndax daf ko intéressé tul wala lan. sama deuxième question wax na ko sànq par rapport ak mosquée bi nekk Rebeuss su ma déggee li mu wax dafa am bëgg-bëggu Rebeuss waaye ñi nga xam ni ñoo fa dëkk di jëfandikoo jàkk ji proposé ko plan moom mu jël architecte mairie bi mu proposé ñooñu plan ñooñu ne ñoom plan bii la ñu bëgg ndax ñoom ñooy jëfandikoo jàkk ji mu ne moom du leen topp ci loolu may laajte foofu lan mooy problème bi ndax problème déggoo la wala problème mu budget mooy posé wu ba tey loolu laa amoon ci ñaari question di leen remercier di leen jaajëfal asalaamaaleykum. merci beaucoup jërëjëf mën naa ci tontu. bu baax directement jërëjëf mbokk moom maa ngi koy nuyu. wax ni ci première question bi ñuy xeex ci stade Assane Diouf c'était en 2009 Taxawu Dakar kenn xamul leen ndax dana judd bis. c'était le Benno Siggil Sénégal parce que ñun loolu la ñu fal pour l'histoire nag nit ñi dañ koy fàtte souvent ñun Benno Siggil Sénégal moo ñu fal maire. effectivement stade Assane Diouf bokkoon ci suñu revendication ma koy firndeel ni ba tey xanaa ñoom ñu dàq ma membre collectif bi la ñu ci doon xeex boobu ba léegi te bu wëree je dois être le dernier élu toujours bu nekk ci biir doon ci wax. stade Assane Diouf moo nekk fële ca weti 100 mètres. voilà collectif yi tudd collectif René Sanchez. d'accord. ba fi may wax ak moom nii. j'ai été constant dans mes prises de position sur cette question. ba mi ma nekkee ville il m'arrivait de reprocher que question yu mel noonu waxatuñ ko toppatootuñ ko. d'accord. parce que effectivement ñoom bu ñu ñëwee ba dugg ci dossier bi leneen la woon loolu aussi day am. bi may mujj wax ak président de la République pour mu leer parce que dafa ne tey bi ma nekkee ministre bi ma amee la seule occasion la dernière di wax ak moom ci loolu bi ma laajee sa avis dama ko ne bu doon sama sago ñu delloo ñu. d'accord. foofu laa ci ne collectif bi nag du ma ko apprécier fii damay joxe rek conseil ca laa bokk. dolli xalaat mas naa ko bind sam page Facebook bu ñu demee dellu gis ko dama ne suñu biir yenn saay nag dafa am ñoo xam dañu ne suñu biir ba pare nekk feneen. loolu nañ ko seetaat parce que souvent damay gis ñenn ñi di wax te ba muy jaxasoo ca njalbel bi ñooñu amoon nañ ci wàll bu ñu toogee suñ biir ñoom xam nañ ni bu ma laajee ma wax diw ak diw ak diw la loolu am na solo. moom lañ naan tey linge sale se lave en famille. tout à fait te tey loolu am na évolution boo xam ne bu nee na da déggu mooy ma yéey yàbbi parce que am na ay évolution yoo xam ne bu muy am présenté wuñ ma ko ñañ ko présenté en tant que acteur ñoo ci prononcé seen bopp. man dama ciy maandu forcément. du ma ci ne waaw wala déet parce que nag stade bi moom ma ko te stade bi encore une fois quartier moomu ko stade bi biir plateau la ne mais plateau moomu ko stade bi Ndakaaru moo ko moom loolu dafa am solo ñu nag waa Médina et cetera ñoo ko doon xeex ca lañ Médina lañ ñu doon gazé sax du woon Rebeuss boobu ñu ngi woon jàkkaarloog suñu maam
man sama baay laa wax parce que sama xaritu pap la waaw na leen a rey ci affaire yi de moom. waaw góor gi moom macha allah. 2011 moom donc loolu mooy première question bi. deuxième question bi foog naa dafa déglul sama réponse wala waaw déglul sama réponse wala sama réponse intéressé wu ko. problème déggoo man weesu naa ko. amaan na daf la déggul nee na xam ne na plan yi dellu wàcc. waxaat na plan yi. waaw nee ne ci li mu dégg ci li ma wax mooy dégg dañ maa proposé plan ma ne boobu du ma ko def déedéet demewul noonu man sama engagement moo doon dinaa leen yónni ku étudier affaire bi te loolu laa def te bi mu koy def ñëw rek jaay technicien dafa ñëw ak ñi ne ci jàkk ji def ko ba sottal loolu liggéeyal nag sëñ bi c'est pas gratuit un cabinet d'architecte on le prend on le fait travailler c'est pas gratuit. xam naa nag dafa poser question boo xam ne j'avoue que ñun ñu fi toog man bi nga waxee waxu jàkk ji maa ngi naan waaw foofu mais jàkk ji sax waruñu ko def problème mënuñu woon def trouver consensus rek comme kii non y a pas de problème de y a pas de divergence ba ñuy trouver consensus. amul divergence. non je veux dire. donte jàkk ji tabaxaguñu ko. est-ce que raxul politique tamit ñaari. ma xam nga man bu ñu ma ciy wax ma ne bi ñu may wax loolu. xam nga yow sëñ bi bu ma juumul dafa am ñu la ne boo xam ne dama ko tàmbali bàyyi ko foofu. am na ñu ni ma da nga koo tàmbali bàyyi ko foofu. te masuma fa teg brique. masuma fa wekki fenêtre. waaw am na ñu ko tàmbali. am na ñu ko tuddee woon ba bëgg koo defal je ne sais pas moi les mosquées au plateau. chaque année dama leen doon jox seen subvention. lañ ciy def bitim réew ñëw bëgg leen dajal waa dëkk. non non kooku suñu benn grand la tudd Koyte moom da ciy jàpp parce que dafa bëgg fi antu moom daa bëgg ñu tabax jàkk ji loolu mooy yitteem. pas-pasam la pas-pasam loolu la mu doon def appel à l'immigré et aux immigrés pour ñu dugal ci seen loxo. rafet na loolu mooy taxawaayam ci li ma xam ba tey bokk. loolu mooy taxawaay ña ca des. mais nag bu ñu ñëwee ci chez le délégué de quartier bi parce que keroog xale yaa ngi ma doon sargal biir plateau Rëbës. biir Rëbës ca wetu jumaa ja ñu ngi ma doon sargal foofu délégué quartier toog sama gannaaw ne ma bëgg naa vraiment nga def ma ne ko naa ñëw sa kër. imaam yónni message bu may ñëw ci délégué nga ñëw toog ak ña ca bokk yi ñëw toog ñu waxante li ñuy waxante xam nga loolu du kiiwu déedéet jàppuma loolu. parce que amul divergence parce que. jàkk yi nga xam ne topp nañ procédure mairie ñu ngi leen di tabax. ok ñi nga xam ne yeggagul dañuy jàpp ni yembagul. tàmbalee guñ ko. ok j'ai 35 lieux de culte au plateau j'en ai pas 2. 35 oui au plateau. donc ñaar laay defar actuellement. donc bu ñu ne maa ngi defar lépp bàyyi benn bërëb. amul divergence comme ni nga ko waxee Ndoye Bane ñëw ci éducation amul divergence waaye déggooguñ ci daal laa jàpp. waaw mais xam naa non c'est-à-dire soxna si. naam dañ ma jébbal liggéey dama leen jébbal kenn ma la ko waxee woon. benn étude pré-étude lay doon. parce que architecte day ñëw nga ne ko man fii damaa bëgg nga defal ma morgue bi fii. damaa bëgg nga defal ma daara bi fii. damaa bëgg imam bi ki fii et cetera ba ngeen juboo jigéen ñi fii. damaa bëgg par exemple nga yokkal ma fii benn ñaar magasin pour luy yor jàkk ji. bu ngeen jubale d'accord avec le plan réel du terrain moom mu indil la liggéeyam. liggéey boobu bu ko indee da nga koy jàngat ne lii fàtte nga ko wala lii bëgg naa nga soppi ko wala lii. foofu la ñu tolli woon. mais loolu bi mu ñëwee. waaw dañu jël liggéey boobu teg na le. d'accord toog ay diir yu yàgg indi beneen liggéey boo xam ne bokkul ak lii. liggéey boobu man amuma sañ-sañ dem ci ab architecte ne ko am. waaw waaw di wax éducation bala ñuy def éducation comme da nga laa doon affaire lakk-lakk yeeg yooyu. waaw ku ci mel ne Aliou Papa Gueye Fall nga xamante ne pono yoo wax dëgg yàlla ña koy jaay nekkoon ay jàmbaar lool. mais ñoom it ay lakk-lakk di leen sonal foofu tamit ban pexe moo fa am. wax dëgg yàlla. jaay pono foofu du place am. jëlee na leen. non dama ne du place am. xam naa ñu ngi may dégg. ñoom xam nañ ñu yàgg naa leen wax ne booy jaay pono sa biir terrain. nga tëj sa terrain. foofu xumb na de chinois yee ngi fay. foofu dama ko fas yéene. boo duggee ca biir xam naa mu ngi doon wax sànq ruq boobu Ndoye Bane di wax borom pot yeeg borom daaj. waaw mais tamit boo duggee ca biir fa mécanicien yi nekk noonu ci biir. la fay xew bari na lool. waaw. ginnaaw grande mosquée. la waykat bi doon wax bu xaaju guddee xaw ma ba lan ak lan jaxasoo. ma jël ki ci ligne bi balaa ñoo dellu si waat ci monsieur le maire. Mango salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. télé bi direct bi. macha allah. ajaratu wàññil télé bi. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. wàññil ma télé bi. mami wàññil télé bi. wàññi naa télé bi. yow rek laay déglu. man ngay déglu. yow kese. waaw mais sama mère boobu laa jàkkaar moom laa bëgg a waxal. bàyyi naa la ak moom ngeen waxtaan.
Eva Traoré. naam mami maire laa bëgg a waxal. mi ngi lay dégg mami. maa ngi lay dégg. waaw. salaamaaleykum Ndoye. maaleykum salaam. Ndoye yow da nga mën a expliquer rek di expliquer. ah waaye boo ñu bàyyi woon tey ñu ne nekk sa soldat jàkkaarloog yow ci télé bi expliquer la li nga def ci Ndakaaru. ok moom day dégluwaat télé ba waaye nee na maire bi nee na da ngaa mën a expliquer di expliquer. mënoon nga leen bàyyi ñoom ñu expliquer. mami wàññil télé bi. waaw mami loo wax. Vieux Diouf nag dégg nga mami moomu bëgg naa sax mami nag bu mami doon daal sama loola. sagolo dañ koy seetaat indi ko. waaw ale yaa ngi woon ci ale Papa Gueye ñu Fall ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. Vieux Diouf mami mi toog ci plateau bi la bañ ba ku tudd mami sax boo yaa ngi woon ci ale. waaw ale Papa Gueye Fall boo seetloo Faidherbe bi ñu doon wax sànq lu ko jëmale nu mu tuddati cercle mess des officiers. ba ci rond point Petersen. bu ngeen seetloo dama daan nekk ci balcon mairie bi di gis élèves yi bu ñu jógee ay subdeco yi ñoom ñëpp ci tali bi lañ daan dox parce que amuñ fuñ dox. ci kaw tali loolu dëgg la ñoom ak oto yi. waaw waaw. ñu xëy bis reprendre trottoir yooyu yëpp yëkkati leen ba nga xam ne oto du mën a yéeg ci kaw trottoir bi. ñëw ci rond point Petersen bi tàmbaloon fa def gis nga ab jet d'eau bu ñu paree sax parce que foofu yëpp dañu amoon envie dem ba RTS bi defar ko. mais ci diggante bi dafa am lu ñu dab loo xam ne daf ma poussé ma taxaw parce que dama jàpp ni yàq xaalis la maanaam mooy BRT bi. BRT bi day jaar foofu ba pare ñu présenté ma lañ fay def kon ma xam ne li ma fa doon def yëpp day dañ. moo waral ma taxaw parce que BRT bi terminal BRT bi mooy gare Petersen boobu. kon foofu yëpp day soppeeku ci. kon xëy na question de yàkkamti la mais lu ma ci defoon ci xaalis dama koy yàq mais foofu. booy fàttaliku am na temps gouvernement bi moo ñëwoon ci immeuble boobu. waaw immeuble suñu ne yaay Dame Diop maa ngi koy nuyu. moo luwe woon immeuble bi. ñoom ñoo tàmbale woon nag di gaare seen i oto ci digg ñaari tali bi. sinon foofu oto mosu fa yéeg. parce que dañu defoon ay plots. mais ñoo gouvernement jóge na fa. jóge na fa waroon delloo lépp ci yoon. mais comme ni ma la waxee projet bi taxaw boo gisee projet bi kay gas nañ fépp. kon lu ma fa def tey xëy na ab diir la rek mais dañ ko fay jële kon amul sens. mais parce que loolu danañ ko defar yoon ba mu jekk ba ci gaar beeg yooyu foofu zone boobu yëpp day soppeeku ci. loolu mooy sànq ba tey maa ngi naan la éducation. gis nañu ni yaa ngi fay def nga fa benn école d'excellence xaw ma lan boo xam ne pare ne defe naa da nga koo tëj looy xaar ci ubbi ko encore école primaire ya fa nekk moo école yi ci ginnaaw Pire ñoo ko gën a sax rafet ñoo ko gën a. yow de école tool bi yaa ngi bëgg a may Pire place bu mu amul. salte nañu toilette yi baaxul am nañu taal yu dugg temps yi. waaye école bii bi Ndiaye bokk ci. sama école boobu yàggul dara lan ko reprendre ba mu ne boy. Ndiaye Mbane mii daa bëgg jox Pire place yeneen école la waaye te école d'excellence bu toll noonu nga ñaari waxtaan la pourtant yow laay jàppale. waaw waxal. monsieur le maire heure boo waxee mu ruube la ne la du ma dem Pire non yow da lay wan ne lii ngay wax lépp gi la ma jàpp. jàpp na ci ndóoyeen gi de da nga ko ne avant ñu dugalee ni ma sa ndijaay la. Ndoye xaaral ma jàppale la loolu tamit da nga da ko ngay ne def la yëfi lépp jaar ma ci mbir Ndoye ni ma sa ndijaay la. waaw ma sedd guy. waaw mais nag baadu dañ la piqûre tey. waaw piqûre ma Ndoye sa ndijaay la. am nga Ndoye def da ngay gone Kajoor te déggooy wolof. waaw c'est-à-dire da nga ko ne école yu tilim la mu ne la yu Pire yaa gën a tilim moom mi non école Pire benn tilimu ci mais wax na fi loolu école plateau yi sànq ba léegi mi ngi koy jëm ci Pire fayul fayul ci loolu Pire yaa gën a garaaw man sama meeru Pire waaw sëñ bi xam nga bu dee éducation ci lu gaaw waaw élève plateau xam nga inscription c'est gratuit doo jënd bic bi ñu fi toogee ba léegi fourniture scolaire c'est gratuit au plateau école yi dañ leen réhabilité woon man dañ fàttali ni 2 mandats laa yor waaw dañ leen réhabilité woon waaw ñu nekk 4 parce que ab diir tout école fi may wax ak yow nii marché bi attribué nañ ko école Mame Yacine Diagne di école bu am solo dëgg la qui menace ruine tey parce que bâtiment bi temps colonial la fi mu ne nii wax naa sama municipalité ñu wax ñi fa nekk bu école tëjee rek nañ ñu abal liggéey ba tàmbali caabi yi maanaam marché bi dañ koy tabaxaat Bibi Ndiaye du ko gën kooku suñu engagement la parce que suñu école yëpp dañu Bibi Ndiaye exemple waaye suñu école yëpp noonu lañ leen bëgg a def bu ñu naan complexe d'excellence El Hadj Bibi Ndiaye mais dugal gis fa nga loo temps xam yi ne publier ci Facebook bi sa école yi toilette yi na mu mel am nañu ko publier de xam naa ni
waaw ñi la tere nelaw ñoo ko publier rek. maa ngi sant yàlla vraiment plateau amul ku ma tere nelaw. maa ngi sant déedéet. mais Diop si fa nekkoon bi Diop si demee. dem département Tivaouane. ci nga ko kon dem na ci la commencé nelaw tuuti rek mais. non nelawul de dafa gëmmentu de. Diop si ko fa tere woon am na gars am na ay ñoom Moussa Diakhaté. am na yeneen ma yoroon naa liste bi sax yoroon limal ma leen am na léegi Jibril Silla am na ku ñuy wax Pape Diouf ci Khalifa Sall la bokk am na ku ñuy wax Abdou Khader Gaye ak Moussa Diakhaté a Saw ak Xawa Abdou ba nekk PDS ñoo ko teree nelaw ñoo suñu booloo ardo lañ ko jëmee loolu mooy dëgg gi sama mbokk yooyu de déggal mu leen di jox kalmaan du say mbokk dama ne say mbokk lañ waa plateau lañ fu adversité gën a dans sax ay mbokk lañ xam nga élection dimanche lay am man toujours lundi la mu ko nga dëkk bàyyi maag plateau ma rey gars yi mais moom li dal Mora Sané démb mi ngi koy dal de ma tontu la ñu bëgg fi wax rek naan ay bokkoo ring bi ak kenn éducation fourniture gratuite yooyu est-ce que du ay neexalaate moom moo leen ëpp doole mais ñii gratuité bi ci éducation ñi ngi réunion pour yóbbu ko ardo moom li man kay li ma wax moom demul ba pare parce que dafa gëmmen dinañ dem rubrique terrain nelaw dafa gëmmen monsieur le maire noo def ak jigéenu plateau yi bàjjenu gox yi dug leen jaar ñoom xam Bamba Fall day jox dara bàjjenu gox yi Bamba day jox dara bàjjenu gox yi mais moom maire plateau bàjjenu gox yi suñu añee duñ reer déedéet bàjjenu gox ya duñuy dem fenn sax pour sauver kenn duñu am passe monsieur le maire ma bàyyi ko mu tontu ci ndax man maa ngi doon yóndu xam nga Ndoye Bane day moom sama waay la quoi yaa ngi bëgg a doon sama waay man j'aime ça parce que da ngay xumbal émission déedéet man xam nga man damaa dugg maa ko j'aime ça moom dafa soxla ku koy indil contradiction voilà parce que yan sinon dafay am monotonie waa dëgg la d'accord mais déjà da nga romb suñu mag Diop si ma wax ci benn kàddu waaw Diop si moom mas a doon sama challenger au plateau parce que chaque fois mooy jël deuxième tey ci conseil bi ñu ne nii keneen ku fa am conseil doo weesu benn Diop si moo fa am 7 conseils macha allah xam nga loolu am na solo parce que c'est vrai coalition la àndaloon parce que ay partis yu bëri ñoo ko jàppale woon waaw mais démb la recevoir tous les responsables politiques de Diop si du plateau démb ci seen demande sama mag jooju ñu ne fi ñu jëm nii bu ma sampee sama ndënd man la ñu àndal Diop si leen yàpp waaw yow bu dee ab bërëb yow ku wax ak yow ci pet dana leen waa ji kat moo ñu mën am déet nañu waxtaan rek. waaw nee na ku wax ak yow ci pet. dégg nga li mu la wax. defal nag monsieur le maire tam am na nu mu mel de bu ko seen nii rek de. am na ñu ma ci waxal ci monsieur le maire bu ko audité woon am na beneen monsieur le maire ci gannaaw. non moom moo ni Diop si. demal Tivaouane bàyyi ma gars yi ma rey le. nga ni waaw xam nga Diop si moom département Tivaouane. waaw mais gis nga moo tax seen doy na waar. monsieur le maire boo ko séenee doo xalaat yooyu doon la doon bëgg a wax ne xanaa xamoo ne su ma doon xëccoo ji maire dama fiy tëb plateau ndax ndox yu sedd yu baxali nen yi dama leen a ragal dañuy nem rek mel ni yow nag am naa sama benn soxna nee na ci yow lay jànge wolof dama ma ne fa nga jëm daal ci soxna ñaari soxna yooyu dañ ñuy jàngal wolof kon dafa nar a wax kër gi ba ngeen jaaxle monsieur le maire mais li ma wax ci Diop si xam nga loolu c'est historique waaw ci au plateau parce que Diop si dafa mas a samp ndëndam loolu c'est historique tey nee na kii li muy doxal gis nañ ci suñu bopp programme bi mu yor ak suñu bos benn la et cetera plateau moo ñu ñor dem leen ngeen jàppale ko waaw mais loolu lu ñu ci sant yàlla waaw dama ne ñeneen ñi ku ci wet ak yow dana leen rek Alioune Ndoye xajul ci man kon nag ki doon challenge bu ñuy ànd bu yokk doole Alioune Ndoye ma dégg nee na ku ci wét ak moom dana ko ne Alioune Ndoye xajul mais du ko weddi yow gis nga kii dama ne du ko weddi waxtaan ak ñoom bu mu limee rek laa xam ne waxtaan ak ñoom Ndoye Bane nag waa ji yóbbu na la tey ci nga war a avouer dara nee na doo ko weddi non du ma ko weddi parce que lii ma kon nag loolu jeex na invité maire waaw nga dem seet ay opposants d'accord naa waxtaan ak ñoom ñu wax la ci dëkk ba nga dugg ca kon waaw kon wax ji Francoulaye la démb 23 heures maa ngi plateau maa ngi biir plateau waaw wax ji Francoulaye la léegi nag bàjjenu gox man nag xam nga ku wax plateau dinaa nuyu doyen Abdoulaye Makhtar Diop kenn du moom xaw ma ndax nijaay lay doon ci man xaw ma ndax goro ndax maam ndax papa waaye nu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëw waa yaa Awa Gueye ñu teg suñu nuyu ci sa bos nuyu grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop macha allah Diagne di nuyu suñu imam parce que sama mbokk la sama xarit imam ratib Aline Moussa Samb wax nga dëgg parce que nag suñuy mbokk xaritoo boo gis day am lu gën a jege te muy dëgg voilà te muy dëgg
macha allah. waaw dama laa bëgg a tontu ci ñooy. aide yi sax aide tabaski est-ce que dinañ dama la waaw léegi ma tontu. nee na mu tontu ma tontu la tey ci tey loolu. nag am xam nga nga lan maire boo xam ne ci pet ni mu ko waxee mi ngi lay tontu de. mais ndoy na ki jël na sa fit ah. non sama non nijaay la léegi loolu xam nga lu doon neex parce que yaa ngi woon plateau. nga sepp ci kenn rek laaj ko. ci bàjjenu ko bàjjenu man de xam naa ne samay nit lañ. bàjjenu ma yem foofu nag. samay nit lañ de. bàjjenu gox plateau. waaw lu baax de laa dégg ñu wax ci man. waaw kon nag wax fii wax fee. ah man de loolu laa xam bokk loolu laa dund ba keroog may gis leneen. léegi nag parfois nit rek la. xëy na dañ lay yóbbandi rek ma yokk sama loxo wala ma yokk sama taxawaay. diggante RTS ak li ko wër moom taa gi muy taa kenn amagu ci solution. war nañ ko mooy xam nga foofu la BRT bi nar a jaar mooy li ma wax rek foofu loo fa soppi rek yaa ngi xëy na yàq xaalis parce que foofu dañ ko nar a gas moom xam BRT bi fa lay jaar te gis ngeen fi muy jaar yëpp parcelle ba fi muy jaar gis ngeen ni muy gis nañ kon loolu dañuy bàyyi ba liggéey boobu pare nag ñun li ñu war a defaraat ñu defar ko foofu loolu laa la ci mën a tontu waaye sànq dama ne woon ci éducation ma juumul wàlli santé sax bëggoon nañu xam naka nga def ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ca gox yooyu ndax am na ñoo xam ne seen loxo jotul gannaaw te dafa bare lool. ci santé de ci Ndakaaru waaw nga dégg ñu ne aw ma prise en charge aw ma ku may faj nekk ci ay jafe-jafe naka ngay def ak sa. mooy li ma la wax sànq dama ne képp ku bokk plateau. ci liir bi soog a judd. waaw ba ci ki ci gën a mag. waaw xam nga ci sama demande aide yi dama kii sax gis naa sama ñaari mbokk yoo xam ne il faut ma seeti leen 98 ans yàlla na yàlla xeb dolli. amiin yaa rabbi. waaw mu ngi ci biir plateau. ña nga fa. oui parce que da nga koy xool ci demande yi. képp ku fa dëkk laa wax de am nga droit prise en charge 80%. su ma duggee tey hôpital principal. bu ma la joxee sam prise en charge nga dem principal. waaw 80% nga am de prise en charge de la mairie. ku dëkk Dakar Plateau. mais mën naa jàpp ni dépassé nga 80% parce que tarif préférentiel lu ñu négocier la. d'accord. déjà foofu xam nga li ciy wàcc bëri na. ci loolu nga ñëw supporter que 20%. donc loolu li nga supporter boo ko delloon ci tarif normal bi amaana est-ce que mën na 10%. bu dee 10 000 la doy baan nit ki fay ñeenti téeméer. loolu ci 5 000 bi ko jaar. déedéet loolu bi ñu koy def 5 000 amagul man li ma la wax ni yëpp ay 2010 2011 2012 la juddu. comme da nga nekk ci social ak ci santé te ñu xam ne plateau wax dëgg yàlla xëy na li may wax sama mbokk handicapé yi man ay handicapable laa leen di woowee. te suba gu ñu xëyee gu nekk plateau la ñuy wuti pour wut lu ñu am ak ñenn ñu fa dëkk. ñooñu ban jàppale nga am ci ñoom. waaw léegi nag xam nga li maire bi ngay waxal te maire amul sañ-sañ bu dee day respecté yoon jël alalu plateau di ko investir ci ku dëkk Tambacounda. gis nga dégg naa ñuy xultu naan Cour des comptes dafa jaar ci ñoom. ñu naan xëy na politique la man Cour des comptes def na ci man récemment 18 mois. dar la 18 mois. dar la rek. di la seet. waaw 18 mois yi bu jeexee def nañ 6 mois pour génne seen rapport xam nga muy 24 mois. te ñooñu bu ñu ñëwee nii 2021 mën nañ jël benn secours bu 100000 wala 300000 wala 50000 boo joxee y a 5 ans ci gannaaw ne la kii kat def nga ci social waaye xamuñu kan la. ci gox il faut pour nga génn ci ne ko diw la. loolu tamit xam nga loolu dafa am solo. te ñiy fàq di ñëw plateau. teranga ak yooyu di leen fa ñu ko fay wut si. te muy seen capital. ñu am ci droit. li ci ëpp xam nga ni dëkkuñu fa. doon day jafe bu ma la ne indi sa carte d'identité ma jàppale la ci lay feeñ. te loolu mu ngi ñuy bëgg a gaañ sax wax naa ko notamment politiciens yi nee naa leen wàññi leen li ngeen nekkee. ndax parce que bëgg a daan Alioune Ndoye nga war a jëli ñëpp fépp ba Pire indi leen plateau day yàq suñu dëkk. mayul dara waa Pire. day yàq suñu dëkk. soxna si xam nga damay koy wax. waaw ñu teg baaraam foofu waaw waxal ba noppi ma jël ki ci ligne bi. jël ko xam naa balaa muy perte ligne ba. très bien ma ngoog. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ajaratu ñu ngi lay bàyyi ak monsieur le maire. waaw. moom kan la ne leen ko mu wàññi téléem nag na wàññi télé bi te déglu téléphone bi rek. Vieux Diouf te nga xool numéro am soxna si bu fekkee dafa coupé ñu woo ko. monsieur le maire. Apulaay ma ngoog. wàññi nañ ko. ma ngoog naa wax. bisimilah. bisimilah.
monsieur le maire Alioune Ndoye jërëjëf waaw monsieur le maire Alioune Ndoye dañ ko naan jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf dana metti jërëjëf dana metti mais bala ñuy sori dama bëgg nga kooku ñëw moom chéri Abdoulaye laa ko def. fan nga toll ci combat wu école Amadou Assane Ndoye parce que sosoon nga ci loolu. waaw man lu laal sama. ñu ngi nuyu sax nag sëti Amadou Assane Ndoye yi macha allah. kon nag yaa ngi may nuyuwaale. ah kon boog aywa benn la. di nuyu sama bàjjen yi. ndeysaan nekk foofu ci Ponti ak samay nijaay yi. Adat Ndoye bu ma jaaree ci turam jaar naa ci ñëpp. mooy chef de quartier bi. dëgg. école boobu dafa symbolique ci plateau. man en réalité dañ naan da nga ci façon mais lu laal plateau sama wareef la bu amee ma taxaw. loolu rek la du caagin beneen considération xam nga am na temps ñu doon wax waxi place de l'indépendance loolu waroon ma taxaw parce que plateau la mën naa cee xuus Amadou Assane Ndoye da fekk dañu xëy ñu jox ko benn organisme bi ñun dañu foogoon sax privé la ndekete état la may fàttali nag ñun démembrement état lañ mu ngi mel ne suñu cër yi rek nga yor ca loxo ba waaw ci état lañ bokk li koy firndeel mooy tey man moo doon jënd vélo damay laaj autorisation secrétaire général présidence du gouvernement bu ñu ma ko joxee bu ma ko jëndee AD lay doon parce que li ñu moom yëpp état ko moom loolu moo indi jafe-jafe bi ci Amadou Assane Ndoye ñun ñu jàpp ni école la boo xam ne patrimoine dévolu à la commune la mu mel na Sandaga rek parce que moo nekk ci acte yi xëy na am ay pàcc yu jàpp ni ndegam ñoom moom te école ba fi mu ne nii mooy loolu toxal nañ ko léegi loolu dañ ciy def beneen projet foofu la ñu toll ba yàgg ci kilifa réew mi ma ne ko dimbali ma ci nuñ koy arbitrer ni nga xam ne sama askan danañ ci gis seen bopp parce que nag ab askan day évoluer te man amatuma bi ma ñëwee amuma benn mètre carré centimètre carré de patrimoine maanaam yenn maire yi nga xam ne tey boo demee ñu daggal lay hectare kon kooku xam nga am na fu mu defee projet man aw ma fu ma defee projet tey si j'ai un projet socio-économique yooyu pour sama askan aw ma fu ma ko defee yow projet yaa nga fa daw non pale baa nga fa ministère yaa nga fa ak banque yaa nga fa yow lépp yow non loolu mais loolu du projet man di nga ko laajaale école Isaac Foster fi mu newoon la ma nga monsieur le maire mi ngi reede non xam nga Amadou Assane Ndoye parce que sinon gars yi dañ ci jëlee lu bëri ay ca bismillah loolu moo doon suñu tànk ñu xaw a xeex loolu ba xam li ci ne dëgg lan la tey dañuy laaj tey àtte kii nga xam ne moo jiite réew mi mu dimbali ñu parce que ñun lu jógee ci ñun rek dafay jafe parce que tey lu dul géej gi amuñu fu ñu def suñu programme tey géej gi sax jafe na ci biir plateau ñu accéder ci loolu it muy beneen jooy boo xam ne ñun képp kuy doom plateau yaa ngi koy jooy de plus en plus amatuñu accès et loolu c'est un problème donc foofu la ñu tolloogum ma taxaw fi ma taxawoon rek di ñaan ndimbalu chef de l'État ma wax ki ci ligne bi allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Adja na ngeen def maa leen di ziar ñu ngee sant yàlla bu baax di la delloo ziar di émission wareef bi jërëjëf bismillah di sargal suñu maire Alioune Ndoye man maa ngi tudd Aïssatou Diagne nekk Dakar Plateau donc di ko sargal di suñu maire Alioune Ndoye ci lu mu muy def ci biir Dakar Plateau yéen a may dégg bu baax ñu ngi lay dégg donc dégg naa ngeen di wax lu bari ci moom mais macha allah moom amuñu pexe ndax moom c'est un maire boo xam ne c'est un maire qui travaille population bi daf leen fonk bàyyiwul dara du carte communale ca santé ba ñu ngi ci éducation ba ñu ngi ci korité ba ñu ngi tabaski ba ñu ngi tam xarit yi bàyyiwul dara même li ngeen wax affaire jàkk yi commencé na ci xëy na mi ngi def Cap Verdien te incha allah dina tabax Rebeuss ndax ni nga ko waxee dëgg la joxe na plan bi ñun ñoo ko war a wax ñun waa Rebeuss danañ ko validé bu soobee yàlla ne ko nañu tabaxal ndax dañu kontaan li ñu def fépp waaw ci jëkk yeeg ci askan beeg lépp waaw fu bañ a guddal daal xam ne moom ku ko am comme maire doo wax dara tey ñu ni mandat bi pare na macha allah lu xew dafa ànd ak population bi bàyyi dara travail bu ci yeeg ak tourisme daal bàyyiwul dara ndeysaan jërëjëf soxna si macha allah ñu ngi nuyu waa cité Cap Verdien bu baax ñoom Fama Faye ak ñoom Caroline ñoom Adama Thiam
ayca waaw yaa ngi ñaan président nga wax moo kii ko. dëgg carte yëpp ñu ngi koy pavé Dakar Plateau ñoom lañ gën a xaar ci ñu pavé Dakar ba Plateau ba dootul am suuf ci foo ci toll. foog naa ni Plateau de la fa des suuf est-ce que dépassé bu na amul 5%. bu amul suuf. léegi ma généreux sax ne 10. parce que ba may tàmbalee pavage 2010 kenn pavéwul Dakar. ba may pavé cité Cap-Verdien bi ñu wax sànq. kenn pavéwu ko ba may pavé le quartier Petersen bout ba bout kenn pavéwul. Ruxu Jinne xam nga ko. waaw ba ma koy pavé. loolu du tey 2011 2012 la woon. fan la côté Kay Findo côté. loolu la waaw côté boobu. Miya Ndour ñu ngi koy nuyu. donc maire Plateau maire bu Ndakaaru place Femme Wardini. waaw moom la soxla. waxu ko lu may bind ni information candidat la wala ci scoop. information candidat la ci maire bu Dakar. Dakar moom rek waxatul Dakar Plateau Ndakaaru la bëgg a jiite. xam nga Plateau di ñu fàttaliku sunu papa Mamadou Diop. c'est ça bu xam nga bu yow ñaari bu soxna Kumba Diop sunu xarit mandat bi muy laaj. waaw maire bu Plateau ak maire ville ba soreewul. na ñoom papa Diop defoon. moom foofu la soxla. Plateau d'accord da maire bu Dakar Plateau dafa xat. ci moom sax bureau su ndaw la yor. waaw léegi nag moom maire bu mag bi te boppam. moom lay xëccoo mais nag yàgg fi te wér xam nga lu tax bi mu commencé lim daf ñuy wan ne bilan bi lépp mat na quoi non Plateau lépp mat na. mais malheureusement mënuma ko lim sax. non mais comme yow maire bu Dakar nga jëm kay xanaa dañ la xalal yoon. te moom wax na lii nii ngeen dégg nelaw mooy. waaw Sam Wardini ni moo ko teree nelaw. Adja Sow men du ay Plateau de. Sam Wardini bàjjenal Sow Wardini. ah maire bi dana lay xool la yow. ak Khalifa Sall la seen relation ak Khalifa Sall ginnaaw maire bu mag bëgg fi mu ne xeeb nga Plateau. loolu waa looy Khalifa Sall yow maire bu mag ba nga jëm nii. wala moom la soxla diggante bi soo teewul di. Khalifa Sall daal xam naa ne suñu rawaan moom parce que fu ma dem ñu amee ma ci Khalifa Sall. waaw boo ko wowoon léegi ubbi téléphone bi mu ne la kook nga toogal. sama rak la te ku ma naw la. pourtant ñeneen ñi waxuñu loolu. Khalifa Sall maa ngi koy gërëm ci télé bi damaa ñàkk sama nijaay lu yàggul. amul quasiment ñi mu bokkal làng ñu ñëw jaale si moom daa taal otom ñëw ba sama kër jaale ma. du dëgg te li ma wax nii ay fan la ci gannaaw. ndeysaan ñu ngi lay jaale te li mu wax sama biir njaboot. lu daw yaram la. foofu laa yem rek parce que nit bu la nekk kii moo ko xamee ba léegi masul teggi ci la moo ko te ab góor a ngi nii pire. loolu doy na ma sa kër neex na ba dee. waaleykum ma waroon ñëw salaam nag ci soo Wardini. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. yow rek la ñuy déglu ajaratu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi tudd Aminata Savané. Sabali na nga wàññi sa télé bu baax bu ko defee di nga nu mën a dégg ni nga ko bëggee. waaw. ayca. maa ngi tudd Aminata Savané. Sabali. waaw dëkk Dakar Plateau. ndeysaan. waaw ma bëggoon seede ci suñu maire rek. bismillah. maire bu mel nii jafe na ci Sénégal. ndeysaan. wax dëgg neex yàlla. lu population bi bëgg suba ba ngoon mi ngi ci taxaw. nit da nga koy waxal parce que nit sooy wax da ngay xool diggante ak sa bàmbeel. doo wax pour àddina nii rek da ngay wax boo xalaatee lëndamaayu bàmbeel rek war na mën a tax nga wax dëgg. est-ce que. monsieur le maire baax na yërëm na doomu aadama yi mën na jàppale nit ñi dañ koy ñaanal moom liñ koy ñaanal rek mooy gudd fan. amiin ak wér. amiin ndax lépp ci la xaj. Alioune Ndoye ma nga ca école yi. Alioune Ndoye ma nga ca jongal xale yi biir plateau. mooy jongal xale yëpp te kenn du fay. xaraf ba pare mooy tëye xale yi ba ñu wér. mu doog leen delloo seen waajur loolu jafe na. ci jamono ji ñu toll nii. ndeysaan. waaw. ku am yërmande ngi nii. nit nag boo ko xamul gis nit nii ak bëgg a xam li nekk ci biiram bokkul. dëgg la. ku ko nit pour nga xam ko il faut nga nekk ak moom pour mën a xam ci ko. ndeysaan. bañ koy doog a gis nag ndax comme li mu wax rek. nit ki lu mu bëgg a def il faut mu am lu mu yàq pour defar. commencement bi. bu mu ñëwee metti woon na lool mais tey macha allah. macha allah. parce que. daanaka embauché na 210 jeunes. embauchement bi embauché nañu bare bari. rafet na mais nañ ñëw gis nga temps bi dañuy ñun ñiy woote ñiy woote dañuy woote rek waaye ñun ñu ngi gis lépp ci Facebook. xam nga ñun nag ñun itam dañuy jékki di ngeen dee gis léeg-léeg ñu jékki-jékki rek sëgg di xool. plateau bi moom ku fiy ñëw. waaw. ku
ku liggéey maire bu liggéeyul doo mais maire itam maire yi Ndoye bari Bane woo xam na- nga non, xam non, nga xaaral. xam nga lu ma mën a jàpp itam waaw ba maire yi dalee di ñëw ba léegi wax dëgg yàlla de seen combat bi seen jongante bi dina doy waar de parce que ña fi jot a jaar yëpp bi nu dikkee témoignage yu baax la ñu am te waxuma waxu neexalaat yi maire bu wóolu day boppam xumb te dagan rek. moo fi ah ñëw day nee na day xumb te te dagan dagan waaw fii maire bu wóolu boppam moo fi ñëw fii duñ fi xibaar yu wér te war la ñu ñi ma fi jot a dalal xibaar yi duñ ci fay bor duñ ci waaye ñu leble nit am nañ ful la ju toll ne ku liggéey sa gox boo fi ñëwee buñ la ko seedeelee ñu nooma lekkee d'accord donc mais kenn am Aliou na ba ma lay seedeel ni am na ñu bari ñu woo te nanguwu ñoo ñëw am na des maires ministre day ministre maire yoo xam ne woo nañ leen nanguwu ñoo ñëw fii heureusement ma ñëw alors. waa heureusement nga ñëw sinon ñu limaale am na ay maire yoo xam ne ay yow maire waxuñu ne beneen parti ba nga far fan ci yow dafa am fu mu la féete non man su ma toogee fii waaw Adja nee non naa la tëjal micro. non man tëj na moom dafa mel ni dafa yàgg di ma seetaan non man su ma toogee fii tëjal micro doo bi yow chaque jour yaa ngi fi may ma aspect gi may waaw wax rek. doxal ay ci léegi benn doxalal. nag maire bu Dakar bi nga bëgg a laaj te pare di ko lem lay di ko layam xanaa da nga ma ko yéene. waaw yéene non yéene nañ la ko waaye ah neel boo ma ko Sénégal yéene neel dama dama la ko yéene rek. waaw neel candidat laa fi rek déclaré ko fi kon Xam nga- xam na ni yaa ngi ciy dox yaa ngi koy lijjanti xam nga Ndoye Bane même 11 ans jëmale 12. laa dem école militaire. Prytanée ñoo ma formaté maanaam man li may def yëpp discipline dama ko ci boole. ab kuréel boo ci bokkee da ngay nangu discipline ba moo loolu mu wutale ñu bëre. mu bokkee ci kuréel ba. ba keroog ma naan kuréel ba doytuma dama ciy génn. damay tënku ci discipline am. yaa xam mbay may dégg naa responsable candidat ci maire bu parti socialiste. muy kuréel boo xam ne damay tënku ci discipline am. parti bu bokk ci ab kuréel bu tudd Benno Bokk Yaakaar. muy ab kuréel boo xam ne damay tënku ci discipline am. kon salaamaaleykum rek nga fëgg sa dën ne yow a. xam nga dafa xaw doy waar lu mel na ville de Dakar. non réunion guddi yi ngay defar mais nag gaa yi man yaakaar. doomi Ndakaaru la au service des Dakar la lenn laa xam ne ku ko bëgg a continuer ci biir Dakaaru naa jóg xeex la. muy Dakaaru en tant que institution collectivité territoriale ñun doomi Dakar dootuñu nangu bu ma naan doomi Dakar ñëpp la on est plus de 600 000 xaw ma ci département bi que institution bi nekk au service exclusif ci ab xeexum politique lutte politique pour sa bakkan parce que loolu dafa tax ñu teg na le intérêt askan wi li tax ñu fal ñu nekk yenn xeex ku bëgg a meeru Ndakaaru pour instrument xeex waa Ndakaaru dañu war a xoolaat bu baax mbir yi seppi ci sa loxo institution bi pour liggéeyal waa Ndakaaru la pour tabax Ndakaaru la pour bañ a toog ne yàccal rek ñu jël lépp lu fi baax muy dem feneen li fi baax dañ ko war a suuxat dañ ko war a ñoŋal parce que loolu mooy tax Dakar dans 30 ans dans plusieurs siècles mu nekk li mu doon te ay défis dafa nekk suñu kanam en tant que institution yu mag a mag a mag xam nga fii dugal nañu lu bëri ci acte 3 man ñu bëri dañu ma meroon parce que dañu dama jàpp ci acte 3 Ndoye Bane acte 3 tax na ba communes yi fi nekk yëpp ci Ndakaaru boo multiplier sa budget par 2 ou 3 dana ma jaaxal. loo fekkoon ci budget loo fekkoon. non damay wax ko ville Dakar la mu yoroon ci budget avant acte 3 moom la yor ba tey ci dayo kon ana wax ja ana problème bi waaye nag état du summeeku jël yenn prérogative jox ko ab kuréel nga jël kuréel boobu bëgg ko tënk ci xeex amul sens. foo fekk budget bi ak foo ko yóbbu. sama boss ngay wax de. waaw. ah jàppal ne lu mu néew ne xanaa fukki yoon ful naa ko. waaw. avant acte 3 bi ñaata loo. non waxuma la acte 3 2009 bi may ñëw budget bi 1 milliard la woon à peu près tey ñu ngi waxi 12-13 milliards. 12-13 milliards. te loolu liggéey ko joxe de. waaw liggéey caagin acte 3 ak bërëb yi sa dégg naa maire bi gën a riche ci réew mi yaa ko yor. waaw lan mooy indi richesse bi est-ce que nit ñaa ngi laaj seen bopp lan mooy richesse ba parce que ba may ful budget bi acte 3 ñëwagul. yoruma marché ku neex plateau am na xaalis da ngay xalaat marché yoruma ko woon. marché yi Ndakaaru ko yoroon. muy Kermel muy Sandaga yooyu mooy marché yu mag yi la ca des ay problème la may Petersen yooyu problème la. du dëgg. kon xaalis ba fu mu jógee. waaw mais ñiy bëgg a manifester wu tey bëgg a manifester ci sa commune foofu biir Dakar. yooyu ban taxawaay nga la ci maire bi am liggéey ba pare nit ñi def manifestation taal fii yàq fii loolu. mais loolu am na foo xam ne bu ñu fa yeggee. dootuñ te ko bu amee Dakar day tere dem ak ñëw bi. am na foo xam ne bu ñu fa yeggee dootuñ ko nangu ñun. d'accord déedéet. da ngay xaar ba ñu yegg fa. déet dama jàpp ni duñ fa yegg. parce que ñun ñëpp askan lañ te bëgg nañ lu baax dama jàpp ni duñ fa yegg. mais dootuñ nangu nag vraiment lu ñu defar mu jag nga ay nit ñu yàq ko. man naa wane sama mer ci leneen man kontaanuma ci lépp di. waaye dafa am nu may wane sama mer di respecter yow sa àq ak sa yelleef. mais du ma la yàqal. sport
am na ay équipe yu mag yu nekkoon foofu nekk foofu bu Dakar Plateau. yoo xam ne daje na ma ak ñoom ASC Wally daan daje na ak ñoom lu yàgg ASC yooyu. waaw sa loxo nga ca biir. ASC de bi ma ñëwee bu ma juumul ay subvention jamono fa la ne 500 000 jamono ñaay cokkeer. waaw. xandaalu dërë bës. waaw équipe yu mag lañu. yu mag. def na du beneen dëkk Sfax. waaw. yu mel na Sandial. Sandial xam nga yooyu moom macha allah. waaw équipe yu mag lañu. subvention yi 500000 la woon tey lu mu néew ne am nañu 1 million 500. ASC bu nekk. mais loolu subvention bi la wax ku ci évoluer ci qualification yi ñun dañu lay jàppale. ay plusieurs millions lañ lay jàppale. ay équipement yu am solo. parce que nag doomi plateau du sol loo xam ne du dëgg. équipement yi gën lañ leen di jox et cetera. donc yooyu dama koy joxe comme exemple. bu ñuy def coupe du maire moyen la aussi jàppale nit ñi ñu tàmbale. donc loolu aussi malheureusement tey li ñu néewal doole mbokk mi doo wax sax Assane Diouf. loolu daf ci bokk mooy amuñu infrastructure sportive. tey ma organiser coupe du maire sax jafe na. parce que dañu fu ma koy organiser ñoom Demba Diop leen daan football. voilà Demba Diop tëj na léegi fu ñu football leen. léegi lu dul lycée ba. ah lu dul lycée ba. lycée Lamine Gueye. waaw aw ma fu ma football. loolu garaaw na kon xam nga man li ma manqué bëri na ci wàllu suuf kon ñu war ma cee jàppale. mais basket bi nag. basket bi parce que soo gars yi football rek. man bu may subventionné damay subventionné ba andi sport. dañuy bokk subventionné. plateau am nay mbër. lépp écurie yi dama leen di subventionné. mbër basket bi dama koy subventionné école yi école de foot ak de basket dama leen di monsieur le subventionné. maire ban rapport nga am ak jeunesse su plateau. jàpp naa ni bu baax. nee naa la ñu ngi ma doon sargal te ndaw yi rek ñoo ma doon sargal. dimanche doon wala samedi ba le passé. ca Rebeuss. parce que dama ne woon ndaw yooyu dañu ànd. man leen mandat bi nañ fexe ba ngeen gis ci seen bopp. tey plateau c'est presque 500 employés ci ay ndaw. yoo xam ne li ci ëppoon ay contractuels la woon bi may ñëw am na ñoo xam ne soxna si dépassé wu ñu woon 45000 francs salaire. na nga gestu ci mairie yi ñaata la ñuy fay. te ay bari nay CD ci contractuel ñi ci ëpp te ay contrat durée indéterminée la ñu yor. luy seen liggéey ñoom. seen liggéey lan la. bëri na ñii ñu ngi ci recette bi. ñii ngi ci kon pavé bi bu ñu naan liggéey am nañ xaalis. kii bi nañ leen sant. sabo yi. li ma njëkk a créé ci équipe mooy dañ ko woon équipe. ASC Sabo koy war naa mais xanaa dafa am heure yu muy arrêté nag parce que wax naa ko man mos naa dugg Medina 17h jot ñu ñëw di Sabo. ban heure la yem waaw loolu bëggoon nañ ko xam nga tëjee du ma wax ci waa Medina nag. du ma wax ci waa Medina. mais dama jëm ne ville droit de ba tey stationnement Dakar permis de Plateau. stationnement. ban heure la yem. 17h 18h normalement war na jeex. parce que 17h war na jeex. ouais parce que les riverains reprennent leurs droits. mais nit ñi amuñu fu ñu gaaree. très bien amul ay parking non Dakar Plateau dafa war a am ay parking. Merci. yoo xam ne tey jii ku ñëw gaaree fa so oto dem doxi sa soxla. mais tey dañuy gis ñoo ay nit ñoo xam ne duñ sax di ay doomi réew mi ñëw di la fayee ko xaalis. waaye baan xam nga ñu itam dafa am lu ñu dal boo demee ca dëkku tubaab yi da ngay gis fu ñuy gaare daal di jël yeneen moyen de transport daal di dem waaye ñun ñëpp itam dañuy dem dugg ca dëkk damay ba wax li nga xam ne moo metti sénégalais yi. ayca da ngay dem biir Dakar. war a dem ca mairie boobu sa waay wala nga dem ci benn bureau boo war a dem. waaw du am foo gaare nga gis un étranger bu leew ñëw jox la place nga pare moom ngay jox xaalis. mais loolu tamit lu ñu war a régler la loolu amul sama mairie. amul sama mairie man plateau joxoo benn étranger xaalis. déedéet ñun man maay gaare dama ne man plateau moom laa mën a wax tey da nga ma yéene ville Dakar nekk guma maire Dakar. nga xam naa moo ne sa xel moom maire plateau la ne. borom bitigu mbagg boo gis xel ba magasin te magasin bi mooy ville de Dakar. mooy li ma tàmbalee rek dama ne ab dëkk boo xam ne. 40 000 habitants la. chaque jour mu accueillir 800 à 1 million 200 de personnes. feneen foo ko bëggoon def da ngay CRD xool noo leen di recevoir am na am déet. c'est vrai. gàmmu yi buy am nu ñu def. très bien. parce que dañuy xaar mbooloo moom man bés bi yàlla sàkk loolu lay dund. kon xam nga problème am na. stationnement itam di droit. maanaam tey moo leen doy baan waroo fi gaare ci yoon war naa la wax fan nga mën a gaar waaw. moo waral sama politique bi ma yor actuellement ni à la kulli il faut ñu ut ay terrain tabax ay parking c'est important parce que plateau lu ndaw la Malick Sy la ba Cap Manuel lu ndaw la. dëgg la bés bi yàlla saak moo taxee ci autoroute wala ci côté bi di xool liy dugg wala liy génn coro dama naan ñii fu ñu xaj ci plateau. waaw tey plateau wala feneen mënoo tabax kër defoo parking balaa ngay tàmbale. monsieur le maire ani ña demoon champ de course fa la ñuy des. wala bu ñu nopp ñoo war a ñibbisiwaat Sandaga bu ma pare moo tax ñu war ci ñaan jàpp. waaw pour lii pare parce que 2013 ba tey yàgg na. mais sunu ñibbee nooy def champ de course parce que champ de course man dem naa fa benn guddi di ko visiter mais dañ ko defar. champ de course moom moo ko
2 Sande Course bokkul plateau. waaw Sande Course lañ fa tabax. waaw demal nga Petersen la ma fa tàmbaloon tabax la ñu xëy bis jël ñëw ñu yóbbu fële ñuy jël ay panneaux ci sama chantier yóbbu foofu defar Sande Course. même chose dafa nekk. très bien. lu dëgg mais foofu mënuma ci prononcer parce que un bokkul sama commune 2 du man maa ko defar. du man état moo ko defar. voilà ministère ñoo ko defaroon. mais logique mooy ñii dañ fay jóge ñëw. loolu dana nekk possibilité ëllëg bu dee am na beneen marché bu ñu bëggee tabaxaat parce que marché yi président dafa ne nañu leen moderniser. Sande Course soo ko duggee da nga naan yaa ngi biir Sandaga même chose ni Sandaga meloon noonu lañ ko tabaxee. man waa xam nga ci njalbeen bi nag amoon na coow parce que bëgguñu fa woon. moo tax may laajte naka la def ak ñoom. mais rafet na de man. très bien mais rafet na de. kon mais ñi newoon Sandaga. waaw ñoom lañ fa yóbbu pour ñu xaarandi. ñi newoon biir bâtiment ba ñoom la ñu yóbbu depuis 2013 ñoo gën a sonn. cantine yooyu ñi wëroon bâtiment ba nekk ci tali bi yor ay cantine donc incha allah bu loolu yembee parce que dañuy tabaxaat marché bi tabax benn immeuble commercial pour mën a dugal ñëpp foofu. projet bi boo demee sama page di nga ko gis macha allah. foofu dana ñu permettre ñu soppi xar kanum Dakar ci alentour bi. très bien maa ngi ko doon laaj sànq ma ni place su Isaac Foster école ba am na lu ñu fa tàmbali woon a def fu mu toll. waaw loolu du sama projet. du sa projet. du sama projet. d'accord très bien terrain bi sax moom moo. terrain bi. moom moo ko donc. d'accord jafe na ma. ginnaaw tëb na terrain nelaw. ginnaaw moom mooy ministre bi yor wàllum jën yeeg napp geeg ñoom seen. te taay jën amul. ba mu ko yoree ba léegi ceebu jën yi safatu. dañ bëgg a wax taay jën amul. dañu jaay nag lan la ñu waaw temps bi ngay doog a jël da nga ne ndaw yi xam nga man sama ndaw yi par exemple xam nga temps yi lu rafet la maa ngi gis ñuy defar ay permis yooyu. yaa ngi gis daaw ñuy il y a def 100 jeunes du plateau qui ont eu mu ne nga ni yaa ngi gis 100 jeunes du plateau yi ñu formé ñu am seen permis de conduire daaw. loolu du ren. njàng moom moo ko namba. ah ku am sa permis kay dañ lay yóbbu auto école ñu defal la ba nga yor sa permis jàpp naa ni jàng moom moo ko na. mais léegi yow yaay. te am na ñu ci am liggéey maa ngi sant yàlla. waaw yaay ministre bi yor wàllum pêche beeg yooyu. loolu la ñuy tàggatoo Ndoye Bane foofu ngay tàggoo. waxtu bi foofu jot loolu la na ñuy ba pare tàggatoo bi ngay doog a jël ministère bi coow li bari woon na trop ci ay licence de pêche ak ñoom seen ak ñi nga xam ne ñoom ak kee yeeg la xewoon ndar ak yooyu léegi affaire bi mbaa fin mi nii yëf yi dal na wala. luñ ci yoroon rek jàpp naa ne mu ngi jëm kanam te jàpp naa ni bu mu ñëw ne nem doo dégg benn coow. quai de pêche yi. booy liggéey nag am looy laal coow dana am. mais puisque laal bi defar la ak tëgee fii ci yoon. moo tax aw ma ci benn problème. très bien nee naa maire bu fi teew bu ne am na lu mu mënee xam naa ne daal monsieur le maire itam réponse am du tic au tac rak tac bi xale yi di wax moom boo waxee rek baat ak tontu la. moom loolu tam aay na ci lool macha allah waa Dakar Plateau ñu ngi koy gërëm di remercier liggéeyam ñu kontaan ci lool macha allah waa Facebook ñu ngi leen di remercier ci seede yi nga xam ne da ngeen koy indi ba ñu ni tam mu ñuy yombalal liggéey bi ndax dañuy xam bu baax a baax. ki nga xam ne jàkkaarloo na ak moom bu weesee inspecteur mi nga xam ne dafay dem sur le terrain baan balaa muy tàggatoo ngeen may ma rek dafa am sunu benn mbokk boo xam ne dafa réer ma dem ci Apulaay à la régie Ahmed Niang la tudd kon nag bu ñu nee il a fugué maanaam xale la ci daara yi bëggoon naa laaj sax monsieur le maire moom itam ban programme la am pour daara yi ah foofu laay tëjee man Ahmed Niang ci daara la nekkoon waaye jóge na fa mu tollook benn weer daara kayen waaw ngaay mexe kayen waaw ngaay mexe moom nag doomu Thierno Niang la di chauffeur ca RTS kon sunu dooma ak doomi Dior Cissé la yaayam tudd waa këram yi ñu ngi dëkk ca Daaru Musti ku ko gis rek mu woote ci 77 928 0005 76 789 01 77 ma ngoo kooku la mooy Ahmed Niang ñu seetaat xale yi bu baax a baax a baax ndax léeg-léeg da nga leen di yóbbu daara ndekete am na jikko joo xam ne bu ñu ko nekkee ci kër gi nga yóbbu leen daara yombaluloo dara kon naxanteeg ñoom ñaaree dafay gën monsieur le maire pour tëj ban programme nga am pour daara yi la wër. waaw di sant yàlla déjà yàlla na ko suñu borom nit. amiin Ndoye amiin. xam nga boo gisee plateau di nga gis ñu bëri di yelwaan. ah kay. sama première réaction moo doon woo daara yi laaj. ma amoon surprise bu rëy. amul benn daara plateau boo xam ne seen i doom ñu ngi ci mbedd yi. d'accord daara. yoo xam ne seen i taalibe ñu ngi ci mbedd yi. kon ña fa yelwaan si dëkkuñu fa. maire ya fa yelwaan am na maire yi yelwaan ay maire yi. mais boo demal nga laajte. muy benn ñaare bi mooy daara yi comme lieu de culture rek jàppale leen. ci lépp lu ñuy def parce que dañu boole ci askan bi.
ni ñuy jàppale suñu doom yi école parce que sànq xëy na yooyu dugguñ ci. mais même les enfants yi nekk école parents yi xaw a kii parfois dañuy am ay aides spécifiques yoo xam ne dañ ko ci def. kon daara yi c'est pareil muy daara yi muy imam yi muy am na daara sax yoo xam ne dama ko defaraat mu bees comme école yi. réfectionné waat ko très bien. maire yi am na maire yi yalwaan ca biir kii ba di yàq décoru plateau bi de loolu il faut ñu wax ko xam naa lu sensible la nag mais nag vraiment da ngay gis ak maire yoo di xam nga da ngay di yàq décoru dëkk ba. dem na ci li mu mën day jël yóbbu te bari na ci étranger tamit toujours su ma waxee ñu ne bàyyi étranger yi. très bien bari na nga ma jërëjëf. waaw fayaat leen micro Ndoye Bane. nga may ko mu tàggatoo. waaw gis nga Ndoye Bane yàq na sama. Ndoye Bane lu mu yàq sama énumération waaye di leen sant. alhamdulilah. di leen sant bu baax di wax ni xam naa ni samay mbokk plateau bu ñu mënoon a dugg wala bu amoon genre micro trottoir bu ñu jiitu woon. ñoom ñoo yellool gën a wax ndax li ñu def baax na wala baaxul. dañuy am en tout cas espoir rek que liñ ñu dénk ñu ngi koy sàmm. te dama koy wax toujours dama naan nit ki boo ko joxee benn mu mën laa delloo téeméer. loo mënoon ŋàññi it yàqul la nga ko dénk. te loolu mën nañ ko firnde ci biir plateau. tey bi ñu joxoñ plateau naan mooy commune bi ëpp doole ci Sénégal. dafa am fu ñu jaar dafa am liggéey bu ñu ci def. te ñu fas yéene continuer liggéey boobu. te di sant doomi plateau yi tey dañu gis ni dañu ne politiciens yi seetaan leen seen bopp seen xiroo ŋaayo bi sonn nañ ci waxtaan leen seen biir juboo ànd te loolu la nit ñi commencé fësal. yaa xam sa gaañ yaa xam mbay dégg nga ko li mu wax. lu koy nuyu di ko sant. man dégguma lu mu wax nee na daa soxla maire bi de man de dégg naa ko mu wax ko ci télé wax ma ko man directement. ni tey bu ma sampoon mu jàppale ma. kon loolu dañ ko ci sant gërëm ko parce que loolu aussi humilité la. bëgg ñëpp a ko am ñoo ci am droit. Diop si wax nga ko léegi moo doon le principal challenger au plateau. kon bu amee taxawaay boobu dañ koy sant njabootam yëpp. wax ni nag ñu ngi tàllal loxo bépp doomi plateau ci defar. ci liggéey ak defar. incha allah la ca des bi ñu ko weesoo ñun ñëpp ay mbokk lañ bu neexee ñooy daje ci kër yi bu naqaree ñooy daje ci kër yi. kon nañu rafetal lépp fi ñu jëm. aar suñu réew xam ne réew mi macha allah. yàlla moo ko rafetal moo ko neexal. ñun ñi doom yi waruñu am droit yàq ko. ñaanuñu kenn ku jóg naan na yàq réew mi. te fu mu amee daal na doomi Sénégal yi taxaw kon nag di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm yéen ñi ñu dalal fii tey. may ñu opportunité bi. bu ngeen ko defoon 3 heures ma jël. 3 heures. waaw dëgg la waaye lépp daanaka mais maire bu jafee jot téléphone la nag. moom mi toog jafee jot téléphone bu jafee jot itam ñëw nañu wuyu si. waaw macha allah mais gaa yaa ngi la koy jëwee. bañu ma ko parce que xëy na politicien bi wute na. man liggéeyu jàmbur laa ma sa yor. nekkoon directeur financier ci entreprise. kon jot bi dafa mas a néew. waaw te loolu nag bu ci langue politique nit ñi duñ ko comprendre dañ naan kii dafa rëy wala kii dafa lii parce que en réalité amoo dund parce que man privé dama leen di yor seen àq ba mu mat sëkk soog a ñëw fekk si gars yi ci langue bi jërëjëf maa ngi leen di conseil ku ko bëgg a jot da nga jokkoo Ndoye Bane chargé de communication comme boobu ñu ngi leen di remercier ñoom itam wax dëgg yàlla ndax bare na ci lu ñuy yombal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Patrice la de très bien Patrice Sané socialiste nuyu ko nee na waaw tey waaw xam nga man nag daf ñuy yóbbu ci papaam rek léegi émission bi jeexagul waay man damay doomi Amadou Botor Diop di jarbaatu Sambay la Diop macha allah PS rek la macha allah Aminata Mbengue Ndiaye sama yaay ba sànq ba tey Aminata Mbengue sunu xarit sa bàjjana waaw ba tey ba sànq ba tey yaa nga PS ba léegi nii mami mën nga nju mën njaay mami wa déclaration bi nga ni ba sànq ba tey orange am na beige am na moom mais marron ci manqué mais njambal na sama gis nga xam nga fa la ñuy tëjee waaw xëj sama nopp kat waaw waaye nag bu ma nuyoo sama président Aminata Mbengue Ndiaye dëgg la ni mënu ma ko tëb wallaay dëgg la président de la république dëgg la kay jaadu na mi nga xam ne wóolu nañu dénk ñu lim ñu dénk axan kay dénk ñu nag loo xam ne sama askan ko moom en tout cas ñoo ci ëpp bopp waaw kon ñu ngi ko ci sant moom xoola moom faw noo def yéen a déggul waxtaan bi ne boobu ba tey mi ngi ñuy won boppam moom waaw ñun loolu yëpp nangu nañ léegi waaw